ba yàkkam dégg saal bi ña fa toog. waaw. góor gi Njaay nga fa toog. góor gi Njaay. maa la wax loolu. artiste chanteur. maa la wax loolu compositeur. mu ngoo kon jeena. sama kër nee ma ku leen ñetteel. sama kër gi tey ala doome na. nee ma ku leen ñetteel. non ñaan leen doy na. nga bàyyil ma jël ci benn. koo ci dolli. Jazaka. ay. Jazaka. maam góor a ngi ci saal bi toog moom itam. waaw. mais Jazaka man dafa mun defante de. da mun defante ñoo ko dàq defante amul yooyu defante Jazaka may indi sama kër gii. moom da laa indi sama copain. moom da laa fi indi. xaaral ma yóndu ko sax. nga yóndu ko. yaa ngi toog. wala xëy naan yaa ngi toog yaa ngi enjoy yaa ngi dégg sa thank you. gi nga ñoom sar la ak ñoom sam génne nañ ko mais jas nii nañ la. mais yaa ngi ci jàmm. non ñu ngi ci ruq bi ñu ngi ñëw dañ leen di defaral ay bagages. ouais c'est ça. non bëgg nañ kër gi et puis maman dafa absenté aujourd'hui. kër gi li muy xeeñ neex na. li muy xeeñ neex na lii waa li muy xeeñ neex na. café la mën a defar nag. mais ani kii wan leen ma kii. jox leen ñu ma kii waaye jox leen ñu góor gi jaay. góor gi. waaw ñoom nag jox nañ ñu ñëpp. waaye Charles Charles dégg nga ma bàyyi may ñiirantal gars yi. góor gi ñu ngi lay ziar. mais naka yitte yi. sant yàlla julli ci Seydina Mohamed. ana waa tëgg géej. ñëpp nga fa di sant. namoon nañ la de. non maa la raw maa ngi lay ziar di ziar Aïcha. ñu ngi lay ziar bu baax a baax vraiment di ziar nag sunu ndaanaan yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal plateau bi. vraiment di kontaan nag ci teewaay bi. waaw jeex na tàkk. jàppal ne fii la ëppee ah. ndeysaan. Sam damaa bëgg yow nga jógee ci man nga dem ci Simon. xam nga ñun si période fête lañ nekk. jógeel ci man dëgg la. si période fête lañ nekk te kër si di nii la daal. dañuy Kër topp Sidi. tendance dañuy topp évolution dañuy topp ni àdduna di doxee ndax ki fi nekk. ki nga xam ne moom la ñu dëppee kër gi moom loolu la xam. ndeysaan. danaan àdduna na muy doxee rek dañ koy doxalee bañ na ko émission bi mu gënoon bëgg diine ak jamono la woon. danaan da ngeen di boole diine ak jamono. fu mu waree am place ak nañ ko fa def te xam nga nag yéenay bës jamono ji. loolu la yàlla dogal. xam ngeen loolu. loolu la yàlla dogal. waaye toggu leen de. yéenay bës waaye toggu leen. bàyyil anticiper affaire bi. non ñoom ñooy bës waaye toggu leen. bàyyi moon gars yi Simon ba pare kay bu ko anticiper. waaw léegi demal ci Simon demal ci Simon. ma yaa xam si góor gi Ndiaye en fait. jox ma Simon yow jox ma Simon en direct li kii ma doon wax. mbër mi. waaw may ma ko en direct. may ma ko en direct quoi Simon ñu ngi lay ziar. waaw yal na yàlla nangu ziar di leen wax waaleykum salaam di leen remercier ci invitation bi di rafetlu jotaay bi ak samay grand. waaw honneur la toog ak ñoom. et di nuyu téléspectateurs yëpp yi ñuy seetaan. tout à fait. Simon daa mel naanagul café de. non parce que man dégguma ko. man yëngu na. dégg naa ko bu baax. aywa. waaw Simon li nga maroon te di ko xeeb li nga maroon te di ko xeeb. waaw bon jàppale suñu artisans yi rek xam nga lii moom li ma sol nii lépp fii lañ ko defaree. loolu am na solo day baax yenn saa yi ñuy. loolu am na solo ñuy wane artisans yi lu ñuy def quoi. loolu am na solo. loolu am na solo. voilà. bon léegi li ma leen di laaj mooy café seen café da ngeen bëgg suukar bu bëri wala. ngóor. non suukar bu mokk la bàyyi damay ñëw ngay def. voilà. bàyyi ma ñëw def noonu may servir noonu quoi. ok. mais joxal grand bi ba pare. non yow joxal grand bi. non l'honneur ne se refuse pas. non l'honneur ne se refuse pas. yaa ngi grand bi rek. yaa ngi ñëw. joxal grand bi. léegi defaral sa bopp suukar ma xaar maa ngi lay indil sa kudd bul dugal kudd boobu ma indil la sa kudd. non du ma dugal nag du ma seer baal ma nee na du ma seer. waaw yow. booy Rio la xamoon ne booy Rio la. waaw bu bëgg ma def seer. waaw dëgg. maanaam bu ci dugal nee na du ma seer. waaw yow. maa ngi ko daf may rey quoi nee na du ma seer non tey dama kontaan nag parce que xam nga artistes yi ñooy sama xarit. ndeysaan. moo tax moo leen gisee nii damay bëgg quoi xaar ma indi beneen bi pour sama waa ji. Aïcha. oui loo doon wax maam Ngor loo doon wax kii nii góor gi Ndiaye sànq. góor gi Ndiaye. nee naa ko yéenay bës de waaye toggu leen. tëgguñu. togguñu fi mu toll nii kay bës ñëpp ki doon bës rek noppi nga ndax coronavirus. góor gi uyul kii. mooy bës bi mag bi bës bi ñëw daaneel mbër yi daaneel tëggkat yi daaneel artistes yi daaneel diine ji moom kay li mu nërmeelu fi mu toll nii moom politique géeg lépp la coronavirus daaneel waaye nañu jàpp ne nattu yàlla la rek te yàlla moo ko ñu ko nattoo. dañuy muñ parce que tout simplement ñëpp xam ne ne que la santé est au début et à la fin de toute chose on n'y peut rien nit bu amul wér-gu-yaram du def dara nit bu amul wér-gu-yaram du waxtaan du saafonte du nekk. donc tey bu ñu yàlla tegee natt bi mu nekk pandémie loo xam ne adduna bi yëpp ñoom ñoo koy dund
ñoo doon lu jafe mais également yéen aussi ay doomi aadama dañu nekk seen ginnaaw. mu mel ni tey bu artiste taxawee du ñu gis artiste bi mais chef d'entreprise la ñuy gis. parce que y a tout un monde qui est derrière vous nga xam ne ci seen ñaq yéen la ñuy dund. muy artistes yi nekk seen ginnaaw musiciens yeeg yi ni mel. situation bi daal nekk na lu jéggi dayoo waaye jamono ji bësu leen nan ngeen gisee pandémie bi ak naka ngeen koy dundee en tant qu'artiste compositeur chanteur. waaw mais sant yàlla rek sant yàlla. bësuñu moom vraiment mais nag corona fi mu nekk mooy buzz. waaw certainement. mais nag quand même dañ koy sant yàlla quoi parce que man li ma gëm man. bu neexee da ngay sant bu naqaree da ngay sant. dëgg la. du dëgg parce que sant yàlla rek moo am solo. voilà parce que nag li tax ñuy sant mooy lu mu métti yàlla bàyyiwul ñu ngi nii toog ci plateau bi tey. suñu xiifoon duñ fi toog. dëgg la ñu ngi noo toog ci plateau bi tey yaa ngi woo Simon léegi naan ko li nga sol. xam nga ku raflee du toog bu du soloo nii mu soloo nii du dëgg. ku gis maam xam ni fi mu nekk nii fa mu jógee ndekki na ba suur namul dara du dëgg. kon dañ koy sant yàlla mi nga xamante ni. moo tax xiifuñu maruñu raflewuñu. te nattu bi kenn du ko teg kenn moom moo ko indi. donc dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. voilà nit nag ku liggéeyul vraiment. di nga am lu la metti waaw parce que ku liggéeyul doo nekk. dëgg la. moo tax loolu tim moo tax boo gisee gars yi di marche lu nekk ñu wax ko. c'est parce que les artistes dañu nekk ñoo xamante ni ñoom ñooy nekkal artiste bi. tout à fait. ñooy nekkal doomu aadama yi. ñooy jàppale ñi nga xamante ni ñu stressé lañu ñi mënuloo wax ñoom ñoo leen di jottali seen kàddu. du dëgg. kon marche bi nga xamante ni moom la gars yi di def pour wane ni am lu ñu metti la. li ñu metti mooy amul benn artiste bu bëgg sa soppee feebar feebar bi parce que ki feebar du mën a ñëw seetaan si. tout à fait. ki feebar du jël àllam jox la ko donc lii neexul kenn mais boo gisee gars yi toog def jataay wax ne kat gars yi bu ñu sañoon kat lii ñu teggi ko c'est parce que gis nañu man bi may ñëw rek maa ngi doon benn bus boo xamante ni daf may won bu fa kenn sëqatoon ñëpp amee ko te au moins ñun fi ñuy yëngoo di nga gis espace nit mën a taxaw ba fee nit mën nga gis ku la neexul nga dandu ba fële du dëgg kon am na loo xamante ni war nañ ko mën a def ba kenn ku nekk apprendre à vivre avec la maladie. apprendre à vivre avec la maladie certes wax nga ko mais li ci problème moom mooy xam nga lu mel ni concert lu mel ni spectacle salle de spectacle foofu respecter mesure barrière est-ce que mën na faa am li ñu waxante dëgg spectacle mënta ànd ak respect mesure barrière je suis vraiment désolée dina métti parce que nit ki mënoo ko woone ko kaay ñu foo nga ne ko takkal masque mënoo ko woone ko kaay ñu yuuxu kaay ñu mumbaay kaay ñu kaf kaay ñu foo kaay ñu ree ba pare naan ko bu leen jegeyante léegi loolu situation boo yéen tamit est-ce que pesé ngeen ko balaa ngeen di entamer xeex bi nga xamante ne nii mën nañ dikk également ci sénégalais ndax jàppale leen ci wala jàppale wuñ leen ci. xam nga moom laa la wax léegi rek dama ne la xam nga tey jii fi ñu nekk ni salon la. fi ñu joué ñun ay salon la. d'accord. xam nga fi nga toog ak fi ma toog ak fi kii toog. maanaam garder nañu respecté nañu normes yi nga xamante ni moom lañ teg. tout à fait. du dëgg. mais loolu lii mënoo ko ci oto. 35 places kenn ku nekk toog mënoo ko parce que boo bëggee foo jëm parce que oto baa ngi daw fii nag bu ma neexee ma jóg léegi dem ba fële donc li ñu may ñële war nañ ñu ko mën a may. du dëgg. loolu la rek man foofu laay waxee quoi te àdduna. compréhension rek am solo. alors même question pour Simon gis nañ ne que engagé ngeen bataille bi ndaxte jàpp ngeen ne peut-être ñu ngi commencé bàyyi secteur yu bëri ñuy dem te yéen amu leen lu dul seenu aar te tey jii mbas mi tere na leen ko ngeen bëgg niñ leen ko yolomalee ba ku ci ne gis ci boppam est-ce que yaakaar ngeen ne également procédé bii nii ngeen démarrer pour un peu vous faire entendre dina mën a sotti. xam nga je me dis que déjà il faut rétablir benn certaine vérité mooy que nit yi dañu jàpp ne artistes yi dañu nekk di yuuxu pour ne bàyyi leen ñu fecc bàyyi leen ñu wëy bàyyi leen ñu tëb ju dal bàyyi leen ñu mumbaay il est pas question de ça problème bi du wëykat bi kese ak fecckat bi c'est pas ça le problème dama lay jox benn exemple démb keroog ci marché bi maa ngi fa gis benn association mooy ñi nga xam ne dañu investir ci ay bâche ay chaises ay matériel de sonorisation nga xam ne li ñu leen di fay noonu ci yenn manifestation yi moom la ñuy yóbbu di fay seen loyer kër di fay seeni courant di jox seen ay doom yi ñu lekk
ñooñu ci monde culturel bi lañu bokk. tout à fait. dafa am tey ay ingénieur yow moment bi ngay jàng journalisme. bi tey di jàng journalisme. moom dafa dem investir ay at pour jàng ingénieur de son. ah oui. pour nekk technicien. yow ñooñu ñëpp tey nga dajale nga ne journaliste bi am na droit liggéey mais technicien boobu amul droit liggéey xam nga tey ñun neewuñu sax ñu tijji parce que dañu bëgg nit yi di jaxasoo di Mumbai il est pas question de ça. au fait il faut mu leer. on ne demande pas la réouverture de ay grand théâtre wala ay Sorano wala ay stade yi et cetera on demande aux gens ñu bàyyi leen ñu pratiquer seen métier yi lan la. tey il ne suffit pas d'être un Einstein pour organiser une salle grand bi mu ngi la koy wax léegi bus Dakar Dem Dikk yaa ngi fees del les places debout sont à nouveau autorisées Tata les places debout sont à nouveau autorisées car rapide yaa ngi fees del da ngay dem ci marché yi mu ngi fees del démb ñoom ministre Mansour Faye ñu ngi doon inauguré benn pont Yoff dafa fees del ay Mumbai la woon jaxas et la plupart des gens ne portaient pas de masque mais tey soirée pour encadrer ko c'est facile xam nga naka la gel ngay def ci bunt bi contrôle de température intérieur bi tu élimines la piste de danse parce que mooy li ngay wax gars yi li ñu jàpp ay Mumbai et cetera nga teg ay table ñu respecter distance sociale bi c'est fini soxla woo nekk benn Einstein les techniciens travaillent les musiciens instrumentistes ñun moment bi ñuy dem université am na ay ñoo xam ne dañu dem di jàng clavier jàng instrument ils ont dépensé énormément d'années ci loolu yow nga bëgg a jàpp ne ñooñu Mumbai la caaxaan la on n'est pas en train de dire ouvrez les boîtes de nuit pour ñuy caaxaan pour ñuy Mumbai on est en train de dire mooy y a tout un secteur de la culture qui est touché ñu nekk ay pères de famille ay mères de famille yi nga xam ne tey am na ñoo xam ne mënuñu yuuxu xam nga situation bu gën a métti mooy ñu yee la diggu guddi ne la booy diw xam nga ko waaw peut-être góor la mënul yuuxu mais xoolal démb tegul añ barki démb tegul añ man su ma doon yow woo ko nga caytu ko ngay woo ay nit di jaar ay par militaires pour que après ñu mën a dajale dara pour yóbbul ko kooku tegal ko pendant ce temps le cabinet du ministre est en train de travailler pendant ce temps tey les fonctionnaires sont en train de travailler les journalistes travaillent les caméramans travaillent yow nga ne kooku noonu investir xaalisam xam nga au fait artistes yi dañu gore sax parce que ils sont restés presque 10 mois xam nga moi qui te parle honnêtement man je ne joue pas man je ne joue pas awma actualité mais dama ne secteur wu lëmm moo touché te bu ñu noppee rek duñu ay góor mais il faut Simon qu'on pense à ce secteur là xam nga tey gars yi lu tax ma ne ay góor lañu 9 mois kenn yuuxul depuis mars déggoo leen dégg nga fi façon bu nekk dégg nga si façon ñaxtu bu nekk artistes yi 9 mois déggoo leen tey ñu amoon pour décembre pour mën a rattraper wu et vivre avec la maladie c'est important xam nga tey début bi on n'osait jamais dire ça vivre avec la maladie mais dañu toog observer xool adduna bi nu muy doxee xool ñeneen dëkk yi nu ñu adapté woo ñi nga xam ne ñoo la ëpp cas ils ont 3000 morts par jour xam nga luy 3000 morts 3000 personnes benn mort sax baaxul quoi parce que bakkan moom la yàlla gën a sàmm ci kaw suuf benn mort sax du lu ndaw sax 3000 ñu adapté wu et ils se sont rendu compte qu'il faut vivre avec la maladie tey li palu rey Covid reyu ko li sida dégâts yi sida def Covid defu ko je te donne une information est-ce que xam nga ne tuberculose il y a presque 13 000 cas au Sénégal par an une maladie boo xam ne nit yi dañu foogoon ne dafa jóge mais est-ce que ay tuberculose ay palu ay loolu peut-être corona bi moo ko ëpp buzz moo bees et c'est en train de faire des ravages en un laps de temps tu vois mais ñooñu tamit ñu ngi def ay ravages et n'empêche le palu malgré que ça tue plus en Afrique les gens ont appris à vivre avec tey il suffit d'apprendre à vivre avec masque xam nga avant ngay dem benn lieu comme restaurant wala bar restaurant affaire yooyu takk masque c'était inimaginable mais t'es obligé de le faire parce que da nga am gan bu tudd corona donc da ngay adapté wu même si t'as des problèmes de respiration t'as des problèmes da nga koy def mais ñu imposer artistes yi loolu ku ko deful ñu daan la ñu ne dootoo jouer ba corona jóge fi ku ñu fekk ci biir takkoo masque mais nga fay 6 000 wala 10 000 wala 12 000 tu vois les choses peuvent être aménagées mais dañu nekk jamono boo xam ne Sénégal tout le monde est en train de vivre tey sa caméraman suy ñëw ci yoon bi moo xam bus la jël wala taxi mënul am corona ñëw wàll la ko yow ah wala koñ bu mu dégg amul ko mu saafantel mu jox ko mu ñëw mais il vit avec mu ngi ñëw seen ay techniciens ñu ngi ñëw yéen a ngi ñëw ci yoon bi mën ngeen dajaax lu ne mais pourquoi
on autorise certains de travailler ñu ne le milieu artistique non Mumbai la. waaw d'accord Simon. non Simon il faut ma intervenir foofu. je suis vraiment d'accord ak yow parce que déjà li leen dal c'est désolant et puis c'est triste métti na loolu ñëpp xam nañ ko même ku nekkul artiste. d'accord na ak yéen que ne métti na mais da nga fi joxe benn exemple boo xam ne bu ñu ko defee nit ñi mën nañoo liggéey artistes yi liggéey en même temps ñu tenir compte ci li nga xam ne moom lañ leen sant ngir ñu dox ngir moytu li nga xam ne mooy jàngoro ji mais wolof Njaay day faral di wax ne dafa yem ñuy gàmm ak ñuy raas déem xam nga tey ñu régulariser par exemple benn kër gu mel ni Walfadjri journaliste yi ñëw kii ñëw ñu régulariser ko pour man c'est facile mais tey benn góor gi Njaay bu toog war a def soirée tu ne peux pas interdire ñii ñëw ne leen du ngeen ñëw ci piste bi fecc. pourquoi non bàyyil ma ñëw. non wax ma pourquoi. pourquoi tawee ñëw xam nga ki ñëw tey pour seetaan si góor gi Njaay mu dagg tikeem parce que dafa ñëw pour bégal boppam pour fecc. alors boo de ko doo dem ci piste bi fecc moom déjà dootul sax ñëw. parce que doo ko ne doo dem ci piste bi fecc. c'est que il faut lui faire comprendre que ne. dañu am gan bu invisible bu fi nekk. warul jaar par soirée góor gi Njaay pour atteindre moom waa këram. si tu le comprends xam nga musique pour adoucir les mœurs la. tey t'es pas obligé de ñëw ci piste bi pour danse. mën nga ñëw toog déglu Mame Goor Diazaka bég. à l'intérieur yaa ngi dégg guitare bi mu ngi accordé ak basse bi. affaire baa ngi neex et c'est en train de mu ngi lay jox ay émotions. est-ce que c'est que adapté. beneen question dama lay bàyyi nga ko ne. est-ce que yaakaar nga ne tey bi tey bi ñëw mu dagg ticket pour seetaan benn Mame Goor Diazaka. bi tey mun na toog benn 2 heures de temps Mame Goor di ko bégal ci benn salle fermée. mu takk maskam est-ce que bi tey mun na tenir rôle pendant 2 heures de temps. mais waaw su fekkee ne da la sonal mën nga génn ba foo xam ne amul nit nga dindi tuuti nga nooyi nga ñëwaat c'est-à-dire. on parle de s'adapter. ok xam nga bi tey am na yoo doon def. avant corona bi. effectivement defatoo ko effectivement. man tey munoo muusa ko waane ba ma dem ci jotaay mbooloo. te takkuma masque et dama asthme daf may sonal. effectivement mais tey tu es obligé de faire avec mooy li ñuy wax faire avec demandé wuñu pour que affaire bi jaar par ñun pour law. d'accord on est obligé de faire avec amoon nga ay habitude yoo xam ne amoon ngeen ko. da nga doon ñëw jotaay joxe loxo nuyu ñëpp xam nga kii léegi defatoo ko. am na ay milieux yoo doon dem da ngeen doon diisante. tey defatoo ko. xam nga bu ñu demee ba ñu ne dañuy tëj jàkk yi tëj église yi. lan moo gën a fort julli ak ñaan kaw suuf. ça c'est vrai. mais bu ñu demee bay tëj c'est-à-dire affaire bi yegg na benn niveau. ça c'est vrai. mais nit yi après julli nañ seen kër ñi nga xam ne julli nañ en privé tu vois mais tey da ngay adapté wu dem nañu ba jumaa tey da ngay gis l'esprit de jumaa moo doon ñu nekk côte à côte. xam nga seytaane du jaar fenn. mais dañu dem ba tey feebar bi dafa ñëw espacé ko. et on fait avec. d'accord soirée yi c'est pareil. c'est da ngay je suis pas en train de comparer nag parce que xam naa nit yi tam ñu. waaw non je comprends. mais je veux juste se dire. on fait avec et on donne des restrictions maintenant restrictions yooyu ku ko wàcc mais ñu teg la daan. les artistes yi mën nañ ko gérer parce que tey xoolal qu'est-ce qui se passe nit yi kaas ñu woo leen ñu ne ok président joxe na 2 milliards 500 mais c'est une insulte. man personnellement je le prends comme une insulte. bloquer ñu loolu même si xaalis bi am na ñu ko soxla. mais lii kaasuñu ko. encore une fois. pour nit yi di la jox ay 2 milliards 500. dañ ko def pour que nit yi amaat seen dignité et encore une fois ce n'est pas que les artistes am na ñoo xam ne inscrire ñu SODAV. nekkuñu ci benn organisation nekkuñu CAM nekkuñu CACES nekkuñu ci benn organisation. mais ay nit njaay la comme yow wax man ñi nga xam ne dañu jël seen alal. ñii munoon fay gaal pour dem. ñii munoon fay ay visa pour dem ñii munoon dem def naka sa dul noonu investir ci ay illicite mais ñu jël ko investir ci ay matériel bâche sono xam nga war a mën a liggéey correctement pour mën a dundal seen njaboot ñooñu noonu maintenant ci ban registre nga leen di teg et ci ban cadre nga leen di teg et nan la ñuy def ba jot ci fonds yooyu noonu président tey mettre à la disposition des artistes. d'accord Simon dinañ ñëw ci fonds yooyu dama bëgg ñu ñëw tuuti ci Mame Goor parce que Diaz yow dégguñu la ci marche bi dégguñu la boobu ba léegi ci casse bi nga xam ne peut-être man dégguma la ci casse bi nga xamante ni gars yi ñu ngi koy def alors da nga àndul ak ñoom ci gis-gis boobu ou bien da nga ànd ak ñoom mais dafa am lu tax mënuloo bokk ak ñoom combat boobu noonu. non man xam nga tey jii mënuloo wax combat bu ay artistes yi def ma bañ ci bokk. yàlla dogal na ni peut-être yow yaa ko gisul. mais bokk naa si ñi njëkk a def vidéo casse affaire bi. maanaam si moo yow yónnee naa la ko war nga gis. man bi ma ko defee sax loolu moo motivé nit ñi parce que dama génn. parce que xam nga man sama placement ci affaire bi moo graaw parce que boo xoolee man Macky Sall laa faral dama koy jàppale. ok léegi am na ay artistes yoo xam ni. su benn loi dalee ci kaw musique bi. ñoom dañuy jàpp ni man mën naa gis Macky Sall tey.
wala mën naa gis suba dañ may woo mais yow sa waa ji li mu ñu def genre mel noonu moo tax bi affaire bi loi bi ñu kiwee le 10 bi ñu waxee affaire bi rek dama génn ma def vidéo ma ni président ci vidéo bi ma ni ko vidéo bi may def nii su fekkee di nga ko gis dama bëgg nga xam ni artistes yi ay gor lañ mënuñu yelwaan mënuñu dem di xaaraani mënuñu wër di yelwaani mënuñu ñaanaatu bi nit ñi préféré ñi doon ay ingénieur ñi doon ay leneen ñoom dañu préféré nekk ay musiciens effectivement comme ni ko Simon waxee donc ñooñu tey jii mënuñu bàyyi ñeneen ñëpp yeneen secteur yëpp ñuy dox seen i soxla ñooñu ñu bàyyi leen man nag Mame Goor damay dégg lu nekk ndax yow parce que li ma la wax moom laa ko adressé ma ne ko nag jàppaleel artistes yi ci vidéo bi ma ko defee nag après ma gis après ñoom ngóone ay gars yu bëri ñu commencé def léegi loolu bi mu amee mu mel ni message bi ñu defar ñoom dégg nañ ko état bi ci laa toogee ma jekki-jekki Youssou Ndour woo ma ñu war a dem rencontrer le ministre de l'intérieur ak le ministre de la culture Youssou Ndour fekke ko ak ñoom ngóone tamit seen associé kii waa SODAV ñëw comprendre la après ak yeneen secteurs yi ñu tànn ku nekk ñu ñëw ci affaire bi ñu ñëwee toog ñu waxtaan ak ministre bi man ma jël parole wax ko parce que bi ma jëlee parole ñu waxtaan ba pare ministre ñu waxtaan ci affaire bi yëpp wax comme li ñu wax nii ministre bi daf ñu da ngeen di bàyyi parce que ministre instant boobu mënu woon jël décision ok xam naa peut-être bëggoon na waxtaan ak kilifa yi wala ñu xam daal ñoom lan la ñuy def mais daal ci saasee joxuñu benn accord daf ni bàyyi leen ba demain à 19h ñu dajawaat fi même heure yi ñu dajawaat fa biñ fa dajee man bi ma yeewoo le matin ma gis fekk jour boobu yaakaar naa ñu ngi amoon ay 90 cas jour bi ñuy njëkk def réunion bi jour bi ci topp ñu am ay 161 ma yeewu ma ni sama jabar waa yow ñun tey ñu ngi war a dem gis ministre bi mais kaay tey dafa yokk de mbaa affaire bi gars yi duñ si jafandu pour xama affaire yooyu quoi ñu ma ciy waxtaan ak sama soxna léegi bi ñu demee man ak ñoom ngóone sax taxaw nañ ci buntu bi di ci waxtaan man ñu naan kaay tey dafa yokk de yii mais gars yi mais maanaam ñu wax yàlla baax na mun nañ bàyyi gars yi xam nga ñu ñëw rek ñu kii bi ñu ñëwee toog ministre bi daal di ñëw jékki-jékki dugg si ànd ak le ministre de la culture ak Youssou Ndour ak yooyu ñëw toog ñu toog mu ne waaw sama gars yi démb maa leen waxoon ni leen ngeen ñëw tey mais tey li xew ñëpp gis ñoo ko gisandoo parce que man démb bi ñu waxtaanee dama leen ni avec le temps su fekkee ni cas yi dafa wàññeeku dinañ xool nan lañ mën a soulager affaire bi bàyyi mu kii mais comme tey cas yi dafa yokku dëgg neex yàlla mënuñu jël risque ni dañuy bàyyi dajaloo yi di am mais avec le temps bu fekkee ni tey dañu jógee 150 suba ñu ñëw wàcc 80 wala 60 mën nañ alléger nga xam ne au moins fii ak 24 décembre rek yooyu gars yi dinañ mën jouer xam nga fekk boobu gars yi déposé nañ benn sitting bu ñu war a def mercredi passé bi ñu ko déposé ndekete booy def sitting jour bi nga déposé du ci bokk ak jour bi nga ko war a defee ñii moom xam nañ yàgg na voilà léegi nag gars yi di ñu ko déposé woon baaxul foofu ci si ministère de l'intérieur bi gars yi di leen baaxul donc il faut ngeen def beneen xam naa mooy bu démb bi ok léegi si diggante bi ñu ngi def ay tractation di gisee di yónnente ay messages yi def ay vidéo di waxtaan franchement man j'étais de tout cœur pour tamit dem ci marche bi ok léegi bi ñu demee ba mardi à 19h ma gis sortie gouverneur bi mu interdire affaire bi man personnellement laay wax man Mame Goor du ma dem ci manifestation bu ñu tere ok pour beaucoup de raisons benn rek mën naa la ko wax man mën naa dem nit ku ma enal jàmm ma paaka day nul du ma ko def du ma dem si manifestation bu ñu interdire mais nag j'étais de tout cœur avec ma famille parce que man tey jii li tax si àddina bi ñu xam ma musique la ça c'est vrai est-ce que comprendre la loolu bi mu amee gars yi nekk ci marché bi ñu koy suivre ma toog ba ci yàgg ay vers 14 heures ma gis Youssou Ndour woote en direct ci téléem wax ni gisee nañ ak président comme xam nga ministre Youssou Ndour dafa am ñaari position moom c'est un artiste mais c'est un ministre conseiller ça c'est vrai donc ñoom seen naataangoo la donc am na daal nu ñu fexe ba gis Youssou Ndour moo ma njëkk man am source nii am na benn enveloppe boo xam ni président génnee na ko pour soutenir les artistes parce que keroog bi ñu toogee ci table bi man dama ni ministre de l'intérieur ma ne ko monsieur le ministre mu ne naa ma ni que école bi mu tijjeeg léegi matagul 2 mois ma ne que ci xale yooyu di jàngi école am na ci ñoo xam ni seen i baay ay musiciens lañ te musique waru leen ko jàppee foofu ak ay fecc métier la li may wax télé laa dog ñëpp di ma dégg ministre baa ngi may dégg parce que da koy seetaan ma ni que
lenn moo mën a nekk boo leen demee ba mun ngeen ni da ngeen di tere nit ñi ñu liggéey dëgg neex yàlla corporation bi boo xoolee musiciens yi yéen presque artistes yi musiciens yi peut-être li si moo wax léegi sax moo tax ma sama xel dem si ñooñu nga xam ne ñoo defar bâche ak yooyu quoi mais man ci musique bi ma jàpp ni tey jii ñi nga xam ni mooy secteur chanteur yeeg les instrumentistes ak yooyu buñ leen calculer Sénégal xam nga ñi nga xam ni tey jii ñoo nekk en activité di jouer mën nañ ko gérer ma ni ministre bi bu fekkee mun nañ def parce que yéen ay état mun ngeen sensibiliser musiciens yi nga xam ne ak artistes yi nga xam ne seen doom yi ñu ngi ci école yi ngeen jël leen en charge pour un temps déterminé est-ce que comprendre la ba pare deuxièmement seen location yi borom kër yi nga xam ni comme ku mel ni man ma loué ñu dem xool borom kër bi ñu waxtaan ak moom soit ñu xool nan la ñu mën a gérer daal affaire bi allégé ko ba nga xam ni pour un temps déterminé dinañ mun a gérer gars yi seen école doom wala seen loyer en attendant nag affaire bi di wàcc ngi ñu bàyyi gars yi ñu liggéey loolu wax naa ko ci table bi man léegi nag démb ma toog dégg Youssou Ndour wax ko mu ne am na benn enveloppe boo xam ni daal d'ici 48 heures dina leer démb ci ngoon ma toog xam nga musique bi dafa bari association ay CACEPS comme ni kii ni ko waxee ay métier de la musique dafa bari léegi démb ma toog ñu woo ma téléphone tey man maa ngi nii ci ministre bi laa jóge léegi nii ci conférence de presse bi ñun la njëkk a recevoir à 10 heures après jël beneen waa CAM mu jël leen ay 11 heures est-ce que comprendre la léegi bi ñu demee ñu ñëw toog ministre bi ñëw toog salaamaaleykum waxtaan mu ne ñun ñëwuñu pour parce que tey jii même bu fekkee ni dañu tere orchestre yi pour ñu jouer orchestre buy jouer Sénégal am na taxe boo xam ne da nga koy fay état bi loolu pertement la pour état et puis ban plaisir la état am pour nit ñi bu ñu jouer ñee du ñu jouer loolu ñoom rek ñoo ko xam mais mu ne président génn na benn enveloppe boo xam ne ndàmpaay la parce que damay ñëw si comme Simon lu mu wax léegi parce que xam nga dafa wax ni insulté wu la yooyu man nu ma ko gisee mooy premier bi président njëkkee génnee 3 milliards jox ko les artistes am na ñoo xam ne 10 000 sax la ñu am na ñoo xam ne 135 000 lañ xam nga kooku fajul soxla kenn mais ministre bi mu ñëwee daf ni ñun ñëwuñu pour rembourser kenn ñëwuñu pour defal kenn dara président moo xam ni ñii am nañ problème mu xool seen corporation musicale bi ñu xool nan lañ mën a aider nit ñi ñu jàppale leen mu jël xaalis bi jox ko ministère bi woo seen association yi waxtaan ak ñoom ñu xool nan la ñuy jëlee xaalis boobu mu dem ci nit yi man nag pour man laay wax sama bopp man rafetlu naa ko parce que tey ñun dañu am gan bu dugg ci àddina bi yëpp dugg Sénégal muy benn feebar bu fi am tey jii man gis naa ñu ma xam ñoo xam ne xam naa leen bu baax bëgguma su tudd seen tur bi fu mu toll nii dañ leen di sous assistance kii lañ nekk respiratoire ay kilifa yu ma xam naa leen te su ma la ko woon fii da ngay taf sa gémmiñ est-ce que comprendre la donc ñooñu su ma leen xamee xam seen doom wala ma xam seen jabar ma gis tamit affaire bi ni mu demee ni ñu soofantal affaire bi man ci sama conscience dama naan xam nga normalul quoi mais lii dëgg di yoon nga xam ni en grosso modo mooy dëgg mooy ñu bàyyi nit ñi ñu liggéey mais geste bi nga xam ne def nañ ko ci ginnaaw jàppale ndàmpaay wala genre yooyu man jàpp naa ni nit su la yëgul soo ñaxtoo du la faale comprendre la mais est-ce que nekkul ne dañuy bañ coow am rek moo tax ñu bugg leen a calmer nii parce que Simon wax na affaire boo xam ne dafa am sens parce que nee na xam nga tey boo xoolee barki dem damay dawal dajeeg benn bus man damaa tiit parce que ni ma gisee bis bi nit ñi nekk ci bis bi buñ ko mënee seetaan mu def noonu pour man war nañ leen mun a bàyyi yéen ngeen dem gis nga yow li ngay wax nii waaw xam nga émission bi mooy Kër Sidi waaw ñëpp dañ koy seetaan xam nga tey ñi nga xam ne ñooy jiite kenn mënul nekk fépp yàlla moo nekk fépp xam nga tey le fait que ni li ngay wax nii rek yaa ngi dénoncer benn affaire ñoom mën nañ seetaan émission bi demee ñu jël ci mesure ne bon kon gars yi maa ngi doon seetaan ci télé bi keroog am na ay cas yoo xam ne ñu jël ci ay mesure parce que àddina noonu la xam nga tey jii man yaakaar naa ni même guerre yi am si àddina bi yëpp pour ñu régler ko ci table gis nga man mi ngay wax nii yow bu tey yaa gën a xam ne man ñàkkuma fayda man ànduma kenn pour ma may jox ñaar dërëm état bi may ñu ma 1000 francs kenn joxuma salaire kenn fayuma dara Macky Sall neex na ma faral ko jeex na mais amul ay salaire wala loo xam ne dama koy sirage daalu nit wala di neexalaate yooyu man yooyu nekkuma ci ñoom bi ñu préféré jàng pour doon ay ministre man dama préféré nekk woykat te woy bi may woy nii yàlla dogal na ci am na ñoo xam ne sax Macky Sall leen fal ñu xam leen mais man li may def tax na àddina yëpp xam ma siw naa ñaar fukki at am na ñoo xam ñu ngi door a siw daaw est-ce que comme lam la kon du ma mës a wàcce suma daraja wala ma mës a wàcce suma tubay pour ay nit yooyu métier bi ñu am métier bu noble la tey dafa rafetul nga yeew
sa doom jàkkaarloog yow yaakaar ni yow métier bi ngay def caaxaan la léegi loolu il faut que nit ñi état bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci état bi gëm ni métier musique du fo du ay fo li valable pour la musique moo war a mën a valable pour le transport. D'accord. est-ce que comprendre la. loolu man foofu laay waxee mais. D'accord. en grosso modo daal su ma sañoon. dañuy bàyyi nit ñi ñu liggéey ak comme dafa am question boo wax tey jii salle buy jër 300 personnes mën nañ fa def 150 personnes ak les mesures barrières léegi ñu ne place debout amatul assise moo am. fan su góor gi njaay boo xam ni yow fecc rek la neex nga toog sa saal bu ñu tegee góor gi njaay nga kappar ñi. ñoo waxante dëgg. mais doo mën a ñëw tamit nañu waxante dëgg saal boo xam ne parce que tamit. alors man suñu côté fans boobu yooyu nga xam ne dañuy forcer pour fecc tamit. bu yàggee ñu yàq tamit joobu gars yi. alors côté boobu aussi Diazaka li nga wax aussi am na solo mais man damay interpeller un tout petit peu Gorgui Ndiaye ci côté boobu noonu comme que tamit vraiment wax ngeen Simon wax na ko sànq lu am solo muy jéem a adapté wu ndax adduna bi yëpp foog naa ne ñu ngi adapté wu à vivre en présence du virus te loolu noonu ñoom sax politique gi instauré nañu ko daanaka depuis 4 mois derrière pour wax ne que nañu apprendre à vivre en présence du virus mais li nga xam ne mën naa ko wax mooy aussi mooy yéen aussi jéemu leen dara pour apprendre à vivre avec le virus parce que gis nañ par exemple comme Youssou Ndour moom jël na initiative am def fii tayam bi tey li mu ciy gagné côté digital kenn xamul nu mu toll ci koppar nañ waxante dëgg yéen artistes yi nga xamante ne yéen tamit yow Gorgui Ndiaye foo woote nit yi ñëpp la bëgg foo woote ñu dem rawatina communauté bi nga xamante ne ci nga bokk communauté boo xamante ne dañoo solidaire bëgg la gëm la muy communauté lébu tey bu Gorgui Ndiaye wooyee tey benn concert digital dalee leen tey lébu yëpp ay jënd connexion toog di ko seetaan ay vues dina yokku dañu wax dëgg côté boobu aussi est-ce que du woon solution pour yéen ngeen mën a apprendre à vivre avec le virus pour autant ngeen bañ a nekk fii di def ay marché ak di ñaxtoog yu ni mel. non loolu c'est très nice li nga wax xalaat la xam-xam la mais gis nga Simon dafa wax sànq lu am solo mooy ñi joti fii jote wuñu fële dafa am ñoo xamante ni jote nañu fii am ñoo xam ni mën nañu lii am ñoo xam ni mënuñu la maanaam xam nga bon Youssou c'est très vrai Youssou bon mën a def fi tayam parce que am na foo xamante ni am na télé te nit ñi vision dañu bëgg ku leen gis ñu ñëw adapté am na koo xamante ni amu ko xam nga net bi c'est très vrai ñun am na ñu koy def xam nga ñu ngi koy def bi semaine bi rek def naa émission ak loolu am na ñoo xamante ni mën nañ ko def am na ñoo xam ne mënuñu ko def xam nga lan mooy wax bi mooy la culture est au début et à la fin de chaque développement am réew culture moo koy doxal gis nga lii daf ñu war a jàngal lan la war a jàngal adduna yépp mooy Sénégal ñu xam ni Sénégal dëkku culture la avant tout ñu jël culture jox ko pàcc boo xamante ni xam ni culture rek moo mën a defar dëkk bi culture moo mën a defar suñu Sénégal suñu Afrique culture rek ci lañ mën a basé wu pour mu suqaliku du leneen du politique non du politique lan la may Sénégal mayul dara Sénégal politique noo tànge rek la may Sénégal mooy tubaab yi nekk suñu kaw di ñu def ñu leen neex culture rek moo mën a suqali Afrique mais gars yi nañu teel a yeewu actuellement corona bi ku mu jàngalu loolu ñoom ñi nga xamante ñoo jiite ma xam ni jàng nañu mais am na lu des ñu jël homme de culture yi may leen valeur jël culture xam ni ci mooy vecteur bi nga xamante ni moo mën a suqali Afrique ñu jox ko doole parce que ma ñëw lii nii dafa xaw a sax am nu mu ñaawee kon boo leen déggee bu baax yéen bokk ngeen ci secteur yi nga xam ne jàpp ngeen ne tey coronavirus bi daf ñu war a apprendre à beaucoup de choses ah oui man corona bi dama ci jàng lu bari li ma ci jàng lu bari mooy d'abord dañ ci war a sant yàlla bu baax am na moo tax ñu war a sant yàlla parce que corona bi ni mu mel ci nit ñu ñuul ñi melul noonu ci nit ñu weex ñi tey jii boo demee ci nit ñu weex ñi xoolal ay milliers de personnes ñoo fay jógee fii nag nañu sant yàlla parce que ni mu mel fee melu ko fii loolu war nañu jàngal que ñun nit ku ñuul am na fu ñu suñu borom teg suñu borom fi mu ñu teg ay millions yi millions ñooy dee la ñu mais dëgg la mais lii mais Gorgui Ndiaye c'est-à-dire Aïcha dafa la wax benn question boo xam ne man il faut que ma rebondir ci parce que xam nga jox na la exemple de Youssou Ndour wax tontu nga ko man dégg naa fi nga waxee c'est-à-dire ku nekk ak sa mën-mën fa mu toll nga di ko def xëy na du ngeen benn mais yéen tamit vous êtes des artistes wax nga ko léegi la culture et le début et la fin de lépp mooy jiitu mooy lépp mooy defar lépp wax nga ko sànq alors yéen tey bi mbir bi amee
pourquoi pas yéen ko puisque vous êtes des artistes ngeen toog xalaat ne mbir kat am na mais ñun nan lañ mën a contourner jéggalu nan lañ mën a contourner mbir mi ba nga xamante ne vraiment dinañ mën a def suñu liggéey te dinañ mën a sàmmonte ak li nga xam ne moom la nguur gi bëgg ñu def ko ngir moytu doomu jàngoro ji maanaam ngeen xalaat beneen concept beneen feem beneen manière boo xam ne mën na leen ci génn mais ñu ngi koy def ñu ngi koy def artistes yaa ngi joué te joué wu ñu ci salle fermée du dëgg mais dara dafa dul salle fermée parce que salle fermée da ngay jàkkaarloog sa nit di ko way muy séq ak yow ay teraanga yoo xamante ni mënoo ko am ci yaa ngi comprendre mënoo ko am ci salle fermée dama bëgg a ñëw parce que dafa am loo xamante ni xam nga lan moo koy may mooy live and direct d'accord da ngay jàkkaarloog nit ki di wax ak moom muy xam li nga koy wax mu koy yëg parce que musique day faj sànq si moo wax na ko da ngay toog am na ñoo xamante ni xoolal dañuy ñëw xool musiciens yëpp toog di jouer xoolal basse bi moo leen di faj am na ñoo xamante ni xam nga leen di faj mooy texte bi nit ki di wax jóge nañ seen kër toog ba ñu toog am na lu leen metti mais am na benn morceau boo xamante ni ci Maam Góor moom rek moo leen intéressé parce que loolu bu ko waxee rek seen remède la ñu dem man damay jouer am ku ñëw dana man mais sama morceau jàll na man ko jàllagul mu toog su ma nee ko jàll na day génn dem yaa ngi comprendre donc dafa am loo xamante ni nekk ci salle jàkkaarloog say nit amul benn am c'est irremplaçable mais loolu nga wax bi tey gaa yaa ngi koy def gaa yaa ngi joué waaye nag nañu waxante quoi qu'on puisse dire également taxaw jàkkaarloog par exemple sa fans nga koy woy mu lay battre aussi manqué na leen non du battre battre gi manqué na leen vraiment nag parce que battre moom vraiment wuy ma xam nga dam naa la surtout grand théâtre xam nga lu gën a yomb Aïcha nga way nit mu woo la nga sol sa daal dem bu dafa teranga yu boo xamante ni kenn du ko xam moo tax mais tey dañu am ay musiciens des instrumentistes ñun waykat yi man de sérieusement man bu dee man rek la mën naa bañ a taxaw ma wax mais da nga am guitariste un guitariste boo xamante ni li muy guitare mënul tudd turu nit tout à fait du dëgg man mën naa taxaw jàkkaarloo nit xam nga way mu dem moom laa wax mais guitariste ba mënu ko techniciens yi mënuñu ko ingénieurs yi mënuñu ko chauffeurs yi mënuñu ko sécurité mënu ko te dafa am loo xamante ni dafa nekk ci gannaaw musique naa la wax benn affaire mais ngeen def li sunu def pourtant wax naa ko tout au début nee naa la bu may xool chanteur bi tey nee naa leen sànq tout au début bi ngay booy xool chanteur bi doo xool chanteur bi mais da ngay xool le chef d'entreprise xam nga je faisais référence à ça chef d'entreprise voilà ba pare waykat mu ëpp mbooloo ci àdduna mbaykat ak waykat ak mool ñoo yem ak géej ñoo yem géej xoolal dafa am koo xamante ni bool la yor am koo xamante ni xoolal ca saret ba la nekk kaw saret ba yaa ngi comprendre gis nga saret ni mu wutee géej mais yàlla moo def loolu barkeel suñu métier chaîne lay nekk suñu métier nag dafa suñu yaay yi ci lañ bokk suñu doom yi ci lañ bokk suñu jabar yi ci lañ bokk suñu mbokk yi ci lañ bokk suñu gore yi ci lañ bokk mais loolu Sénégal la moo tax dama ne la à partir de maintenant li may wax nii waxuma pour ñun su dama bëgg gouvernement ci boppam ñu jël au sérieux la culture sénégalaise xam nga s'il le faut sax ñu xool un homme de culture à chaque fois di ko teg ministre de la culture yi nañu xool homme de culture ñu teg ko fa parce que li nga xamante ni moom moo nu mën a jàppale ñun dong ñoo ko mën a ñafe su ma la déggee bu baax d'accord sax si toogaayu ministère de la culture parce que peut-être il n'est pas culturel non xam nga dama lay wax fu nekk nii luy defar laa lay wax xam nga bu jataay yu mel ni amee dañ ciy profité xool li nga xamante ni moo mën a saafara soxna si man mën naa wax benn moom xam nga tey man li ngay wax yow maa ko xaw naa ko comprendre tuuti parce que mooy tey jii nit bu fekkee da nga nekk ci benn métier da nga war a am leneen loo xam ne lu parallèle la loo xam ne tey même bu dul li ngay def nii loolu mun la dimbali loolu comprendre nañ ko beneen bi si des mooy Youssou tey ñun musicien man pour man instant bi ñu toll nii bi gën a màgg tey jii ci Afrique Sénégal la yeewoo Youssou Ndour la parce que ñi mu maaseel ñëpp tolloog ñoom ñenn ñi nekkatuñ fi ñi si des succès bi Youssou Ndour amuñu ko tey Youssou wane na yoon bi sama grand bi laay ñëw wax ko xam nga tey jii soo amee sa benn caméra wala sa 2 caméras nga am sa benn salle bu bien nga toog def acoustique xam nga comme yow tey yàlla dafa def tabarkàlla culture lébu da nga ko mën nit ñi xam la ci macha allah nga ñëw nga ni damay def tey 8 morceaux en acoustique
pas nit jàkkaarloo parce que xam nga jàkkaarloo bi mooy yow li xam naa li ngay wax yow da ngay solo deret bu tàng bi jàkkaarloo. non non même ma yeggal même ma yeggal dafay mel ni boo waxee dafay mel ne donc man dama ne live and direct bi man loolu moom. non comprends je comprends parce que loolu nga wax dama koy def. waaw dama koy def damay teg ay caméra joué. waaw très bien en live. voilà gaa yaa ngi koy def ñëpp a ngi koy def. mais léegi dama ne je comprends mais dama ne la dafa am loo xamante ni. gis nga da nga koy solutionner une bonne fois. li may wax ni man foofu jóge naa foofu. xam nga fan laa wax. li ma wax dama ne culture bi dañu war a jóge ci à partir de maintenant pour lii mën a bañ a amati. ñu koy jox ay homme de culture. ñuy jox ay homme de culture mais surtout ñu jël culture bi au sérieux ba nga xamante ni bu subaa tey jii am na ñoo xamante ni war nañu mën a jóge fii dem wax ñu bu ñu dem sax ci ministre de la culture mais am fu ñu dem seen problème réglé te loolu mais war nañ ko mën a lijjanti. waaw yow c'est que war nañ am ministre des artistes wala ministre des musiciens mu am keesam boo xamante ni bu fekkente ni gars yi am nañ problème mais du ñu dem seeti ministre de la culture. mais loolu nag góor gi nag wax dëgg yàlla man d'accord ma ci yow bu fekkente ne tey pàcc bu ne secteur bu nekk nag ñu xaaj ko ci digg bi amee ministre boobaa nag dinañu dépassé nag wax dëgg yàlla 3000 ministres li may waxee waxuma fii de non li may wax solution laay wax fi ngay wax solution bi ngay wax aussi dafa mel da nga ko xaw a ragal li nga bëgg a wax peut-être moom mooy que wax jaar ci digg bi ne que il faudrait que Sénégal changer doxalin maanaam l'homme qu'il faut à la place qu'il faut suñu culture bi dañ ko war a jox un homme de culture. voilà c'est ça. parce que li may jooy man homme de culture. d'accord noo déglu ma àggale. parce que li may jooy man homme de culture. homme de culture moo ko mën a xam. Simon li muy kaas di ko wax di ko jooy homme de culture moo ko mën a xam culture dafa yaatu. d'accord du dëgg. ok bu fekkente ni mënuñ jot ci ministre de la culture ñu am benn koo xamante ni intermédiaire la boo xam ne boo taalee soto jubal fa directement mu lijjanti sa soxla. li ma lay wax ni solution laa lay wax. ok d'accord dinañ ñëwaat ci yow nga yeggali ci solution bi en attendant ñu bàyyi la nga naan sa café Simon gis nga débat bi idées yi ñu ngi génn ku ci ne également yaa ngi joxe sa point de vue te ku ci nekk tamit yaa ngi nekk ci lancé bu am solo mais également yéen da ngeen a jël benn volet bu nga xamante ni ñun c'est un peu paradoxal en tout cas ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy Sénégalais yi leen bëgg di leen safoo parce que tout au début bokk ngeen ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo gënoon inciter à ce que les Sénégalais restent seen kër parce que ñëpp seen slogan ngeen yoroon artistes yi restez chez vous di ko def ay son di ko kii qu'est-ce qui a changé entre temps parce que rien n'a changé parce que mbas mi ba tey ñu ngi dund ak moom Sénégal mosul toog ba yeewu ñu ne am na 0 cas yi ñoo fi ana bi contraire mooy que dem nañ bañ ne benn jour sax am nañu benn 5 cas ñu naan ñu dundee yaakaar 3 dem ba dundee yaakaar ne amatuñu cas quoi mais li fi des mooy ba tey mbas mi mu ngi fi qu'est-ce qui a changé entre temps ba yéen seen slogan yooyu yëpp ngeen teg ko ci suuf bëgg tamit attaqué waat concert yi. au fait c'est pas une question de li changer ak li changer wul xam nga début bi xamoo feebar bi lu bees la tey tu es obligé de merci tu es obligé de jàng ci ñi nga xamante maman dina xam ne maa ko non bi tey yaa ngi attaqué lu rëy. mais yow duma la may non man baax na. xam nga tey tu es obligé de xool ci dëkk yi nga xam ne am nañu ay 2000 3000 morts par jour. te xam nga show ma si attaqué. waaw loolu moom am na. dëkk yi nga xam ne am nañu 2000 morts 3000 morts par jour. nan la ñuy def bay continuer ba seen économie waddul dafa am lu important lu maam ngoo wax booy jouer soirée dafa am ay taxes ay perception ay yoo xam ne ça va dans les caisses de l'État loolu tamit nit yi ils ont tendance à oublier ça dama ne même booy jouer dama ne ci bunt bi kii di ñëw di lal table am di jaay da nga nekk di ko suqali te bàyyi woo ci xel tu vois ce qui a changé mooy on a observé et tamit on a fait le rapprochement tey bi palu njëkkee ñëw 1 an palu ñaata mort la def corona 1 an ñu ngi waaj a yegg léegi ci 1 an yi d'ici février ñu matal 1 an 1 an ñaata mort la def corona xaajagul jege palu et pourtant le palu n'a pas empêché aux gens de vivre mais docteur yi parce que façon bi muy wàllee bokkul tamit. non moo gën a graaw sax palu moo gën a graaw wàllam non wàllante bi laa wax. mais loolu laa la expliqué palu moo gën a graaw wàllam xam nga tey la ñuy commencé takk masque mais tuberculose mu ngi fi depuis combien de temps tuberculose boo bañee mu wàll la masque ngay takk gaa ñi am tuberculose di yéeg ci bus yi di sëxët depuis ay années les gens n'ont pas arrêté de vivre et dafa am ay médecins yu théorisé yu ne benn moment sax c'est important de bàyyi virus bi di circuler virus bi laa la wax de feebar bi di circuler pour que système immunodéfensif yi adapté wu c'est important même ci test yi ci ñoom seen recherche scientifique yi day permettre ñu mën a trouver remède bu gën a gaaw
te grand bi mu ngi koy wax OMS dafa ne woon Afrique y aura des millions de morts on est là debout on est toujours là debout loolu moo changé ba tey dañuy def sensibilisation dama ne man semaine bi passée dama posté benn sensibilisation bi ma def yenn internautes yi di ma song naan la yéen vous êtes en mèche avec le gouvernement feebar bi amul xam nga mais yéen da ngeen bëgg ñu indi fi vaccin loo tax ngeen di def seen sensibilisation yi da ngay nangu rek sëgg pas nangu ñoom li ñu wax de da ngay xam ne yow la yàlla fësal ba ñuy accéder ci yow donc fësal boobu noonu dafa am ay yu mu àndal moo tax ñenn ñi di wax mais comme ni ko maam Go waxee man xam naa ay nit yu tëdd yoo xam ne tey mucc nañu quoi nga leen expliquer nu mu doon feebar bi nu mu doon def ci yow ci ngay doog a commencer gëm ne lii lu réel la te warul law te maa ngi koy wax sama benn poste maa ngi koy naan sénégalais xam nga lan la mën dem nañu ba 3 cas sénégalais day football dominer la ba fin bi mu war a dugal mu ne la non de toute façon maa dominé alors que dugal la war a def donc sensibilisation ba tey malgré que ñu ngi wax il faut que monde culturel bi liggéey ba tey on est dans la sensibilisation di wax nit yi nañu respecter masque yi et cetera et raison de plus c'est comme artistes yi ñoo taxaw dès le départ ñëw joxe seen bopp def ay sensibilisation def ay wéy mais xam nga sànq dafa am question boo ko posé le problème c'est pas le ministre de la culture di changer ay nit xam nga c'est quoi le problème mooy manque de cër bi ñu jox culture la culture c'est moins de 1% du budget national comment tu peux l'expliquer moins de 1% du budget national te pourtant artistes yi presque chaque jour ñu jouer chaque jour ay boîte fay ay taxes ay patentes chaque jour perception ñëw prélevé et cetera muy dem ci caisse de l'État mais parce que xam nga lu tax parce que yenn artistes yi ci boppam ñoo joxul seen bopp cër yenn artistes yi ci boppam grand bi xam nga lu tax ma respecté ko malgré APR la far man je suis presque contre la politique du président Macky Sall quoi pourquoi contre la politique parce que man j'estime que tey depuis bu mu fi nekkee démocratie bi dafa reculer li Abdoulaye Wade permettroon moom permettre ko t'as même tendance des fois à regretter le président Abdoulaye Wade bu ñuy wax te yàlla tax mais sama taxawaay la moom dafa am taxawaayam démb am na ay artistes yoo xam ne dañuy ñëw jàpp sama loxo non grand respect maa ngi gis ni ngay xeex damay téye sa loxo ne la hey amul respect bu ñuy xeex fii contre coupure ndox duñ la fi gis bu ñuy xeex contre coupure courant duñ la fi gis bu ñuy xeex contre gaz ak électricité bi xam ne ñun ñëpp suñu ay doom demain dañ ci war a bénéficier wu parce que établissement scolaire duñ ko fi gis donc bu sénégalais yi soxlaa da leen ñëw bàyyi leen parce que yenn soxla dañu tëj seen ay boîte de nuit rek ngeen di ñëw ku ma ci interpellé ñoom ñëpp du ma citer tout tey suñu ministre de la culture man benn moment j'ai estimé et je continue même à estimer que taxawaay bi mu waroon am par rapport à la culture amu ko et pourtant sama grand la mais dama taxaw ne taxawaay bi amu ko mais il faut reconnaître que tamit bi mu fi nekkee ba tey y a eu des acquis le statut de l'artiste depuis Senghor ñu ngi koy xeex ministre bi moo ko indi c'est dans son magistère la amee lieu moo ko coacher moo ko suivre ba tey décret génn na on connaît le statut de l'artiste avant xamuñu kuy artiste ku ñëw rek tëb dal ne ñeew peew dem wut benn déclaration ci benn rajo dem am carte BSDA wala carte SODAV et cetera ñoo taxaw artiste copie privée bi le 30 il a réglé la copie privée c'est énormément d'argent c'est des milliards mooy kaañ bi le 30 lay jàll tey artiste léegi ñun ñëpp bu def tube avec copie privée dootoo wala kaana dootuñu la ketal boo deewee copie privée c'est arrivé dans son magistère il faut le reconnaître xam nga dafa am ay dëgg yoo xam ne il faut ngeen leeral c'est très dafa am ay dëgg yoo xam ne il faut ñu koy wax mu leer waaw man comme j'ai estimé que ne taxawuñu ci problème bi nu mu ñu war a taxawee mais noonu laa war a am tamit grandeur reconnaître ne copie privée daf ko lijjanti et c'est arrivé sur son magistère xam nga depuis kañ nit yaa ngi daw ci copie privée depuis bi président Macky Sall nekkee premier ministre moom moo déposé woon sax kii bi loi bi moo dem seeti woon président Abdoulaye Wade à l'époque depuis boobu nit yaa ngi daw di xar seen tànk tubéy copie privée Burkina dafa lijjanti énormément de choses te Burkina fii la ñu ñëw formé wu ñooñu ko njëkk a am tey c'est arrivé sur son magistère le statut de l'artiste c'est arrivé sur son magistère donc dafa am ay acquis yoo xam ne il faut ñu reconnaître ko tu vois mais dire oui début bi yéen a doon casse
mais yéen a doon wax restez chez vous bon limite man mosuma wax sax restez chez vous mais il faut l'accepter on disait restez chez vous parce que lu bees la xamuñu lan la xamuñu noo koy stopper mais tey dem nañu ba xam ne mais masque yi ñu doon wax naan lii ay 3 heures de temps nga koy sol tout le monde le disait au début masque yi 3 heures xaw ma 1 heure de temps nga koy sol après da nga ko war a sànni mais bu science bi demee il s'est avéré que ne bii mën nga ko fóot sax waaw c'est toujours résistant par rapport au virus au début xamoon nañ ko non donc les gens s'adaptent adaptation boobu la ñu wax ne xam nga lan moo gën a simple encadrer les manifestations dire soirée bu demeewul nii tëggkatu soirée bi non seulement dañ koy daan mais dootul tëggati ba corona jóge fi mais loolu nga foog ne artiste dof na bay permettre après ci soirée n'importe quoi di arriver artiste boo xam nañ la mën nañ la daan entre 500 000 1 million ba 2 millions tout à fait mais c'est de ça qu'on parle c'est-à-dire nañuy concerter nit yi mais artistes yi mën nañu mais association yi bëri na association yi sax mën na di contrôler soirée man démb am na ñoo xam ne ci manifestation keroog am na ci ñoo xam ne ci manifestation bi commencé naa jàppante ak ñoom parce que dañu ñëw takk ñu masque ma ne ko mais yéen da ngeen ñu yablu ñun ñooy nekk ci plateau télé di naan ay suñu manifestation sitting dinañu respecter distance nit dinañ takk masque vous venez ici sans masque ñu naan lu tax ngay wax ak man nii ma ne damay wax ak yow nii parce que ñun ñoo gën a télé di woo nit yi ñu ñëw tey lu fi am wala feebar bu fi lawee à partir de sitting bi c'est nous qu'on va indexer donc da ngay takk masque wala nga jóge fi d'accord dinañ ñëw ci yow Simon li nga wax am na solo trop danañ ñëw ci Diazaka dama bëgg ñu wax ci fenn parce que depuis début bi yow yaa ngi wax ne sax bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a incité ñi nga xam ne ñoo di artistes yi à ce que ñoom tamit ñu jóg ngir mën a wane seen njàqare est-ce que également bi ngeen toogee ministre bi évaluer ngeen seen perte xayma bi fu mu toll ci koppar. non xam nga tey jii perte boobu kenn mënu ko natt xam nga borom kër buy liggéey yor société parce que orchestre boo gis rek société la tey jii yow perte bi mënuloo ko dimension perte bi mënuloo ko mesurer mais da ngay jàpp ni rek nii lii catastrophe naturelle la boo xam ne dafa dal ci Sénégal nga nekk ci njabootu Sénégal nekk sénégalais war ko assumer dignement mais nag tey jii comme ni ko Simon waxee léegi nii tout à l'heure mooy ñu dóor ñi làq ñi loolu la gars yi di bañ beneen bi ci topp dafa am fu ñu nekkoon léegi foo xam ne dafa am importance xam nga kenn ku nekk ak sa gis-gis xam nga Simon moom dafa wax ni président Macky Sall ànduma ak moom parce que dictature man dama jàpp ni Abdoulaye Wade maam la woon kii il est jeune yi koy daan maye moom mën na ko bañ a maye beneen bi si topp mooy Macky Sall tey jii boo xoolee en 2005 ba mu 2004 bi mu nekkee premier ministre moom defe naa loi yi ngay wax ni moom moo ko ñafe ba dugal ko tey jii bi ñu waree jógee BSDA di ko kaas war a dem SODAV bi nga xam ne tey nit ñaa ngi jooy guddeeg bëccëg loi bi nga xam ne moo tax ñu mën a jóge fii pour moomal société bi suñu bopp parce que tey ji SODAV société la boo xam ne bu njëkk ba ci état la wéeroon mais léegi ñun ñoo ko moom artiste bu nekk am nga da yaa ko moom sa yëf la am nga fa cër donc loolu moom moo ko def statut de l'artiste moo ko def copie privée bi ngay wax nii tey jii loolu mooy richesse su artiste parce que daaw Burkina bi ñu ko defee rek defe naa ni ci benn 6 mois def nañ presque ay 6 milliards et quelques il faut nga expliquer leen. waaw loolu laa bëgg copie privée ni muy demee voilà copie privée ni muy demee mooy lépp loo xam ni dafay def enregistrement sonore support musical support loo xam ni dafa mën na jël musique wala téléphone ordinateur disque dur clé USB lépp loo xam ni day dugg ci réew mi dafa am benn taxe boo xam ni dañ ko ci teg boo xam ni dafa am benn équipe bu SODAV boo xam ni dafay liggéey ak douane sénégalaise nga xam ni soo yegsee sa marchandise su yegsee nekk ay téléphone oto taxe boobu oto xam nga day am rajo waaw rajo bi day fay taxe boobu ordinateur bi daf koy fay clé USB da koy fay léegi taxe boobu moom lañ naan coppet dem jox ko waa SODAV xaalis boobu du bokk ak nag douane da lay fayeeku mais xaalis boobu douanier yi ñoo koy récupérer buñ ko récupérer jox ko ok sunu kër est-ce que xam nga dama ko bëgg mu yeggali xam nga la moo tax ma bëgg xam ndax comprendre naa damay xool sama téléphone mu am benn kenn ku génnee son bu bees morceau bu bees album bu bees plutôt ñu yónnee ma album bi yëpp ma toog di ko déglu mais dama naan waaw man li may déglu nii gratuitement ndax par exemple Mame Goor Diazaka dina ci gagné album mu mel na dina si am dara te pourtant man maa ngi ko waaw léegi moom laa lay wax léegi yow est-ce que de loolu foofu ngay def référence fi nga dóor nii baax na xam nga d'accord tey jii Góor gi Njaay bu la génne album ñu yónnee ma ko léegi ma am morceau yëpp te déglu mais téléphone bi ma koy dégloo nii bu fekkee bi muy dugg Sénégal am na lu mu fay waaw
mooy fay nga mooy fay nga xam nga léegi kenn jëndatul cassette wala CD. ay donc loolu mooy copie privée loolu nag incha allah le 30 bii di ñëw. ci la war a jàll xam nga man ministre bi fi nekk nii dama xeex ak moom Sénégal ñëpp xam nañ xeex cooki taxaw parce que man li ma moom. ku si bëgg a teg loxo ma taxaw ni la doo ci teg loxo. parce que dafa am lu xew bi corona bi door a démarré ministre bi génn fi di dem di seeti ñoom Youssou Ndour dama génn taxaw ni ko Youssou Ndour ak Ouzin Keita yëpp. loolu kay ñëpp turu artiste la ñu wax. je me rappelle sax te pourtant Youssou sama xarit la. sama grand la grand yëpp samay grand lañ. mënoo wër kër artistes yëpp di leen seet. soit da nga koy bañ a defal ñëpp. waaw xañ ko ñëpp. waaw wala nga defal ko ñëpp. ñu nekk di discuter tout mais gis nga nit lépp loo ko bañ ni nopp yi gudd na. te mën na daw gis na ministre bi. même bu xamul dara am na wërsëg tabarkàlla ca tuubu. parce que ñun liñ doon daw depuis plus de 20 ans. dama lay wax rek. man gis na man ministre bi suba bu naa def dara ma taxaw ni li mu def baaxul de. man sama yoon nekku ci. parce que ginaaru kenn nenu ma. mais ministre bi tey jii xam nga sama grand bi dafa wax léegi mu ne des hommes de culture la ñu war a jox. mais chance tamit am na ay hommes de culture yoo xam ne amuñu wërsëg. non jox nañ leen non même rek waaw même non da ngay ne am na ay hommes de culture yoo xam ne jox nañ leen ministère bi. te li ministre bi réalisé def mais ministre bi tey ji loo ko mën a waxal. gis nga tey suba dama ñëw toog ak moom nii. ma toog ak moom. billaahi sama biir xel. damaa toog nii moo toog nii. directeur des arts toog nii ma toog nii. ma xool ministre bi ma ne ci kii borom mbaax la kii am na wërsëg tabarkalla ma ne xam nga lu tax. parce que moom dafa ñëw benn. ñun suñu ministère bi gars yi dañ ko jàppoon bouche-trou. waaw mooy ministère de la culture moo nekkoon ministère boo xam ne saa yu gouvernement di changé. ñu changé ministre bi. ministre bi day ñëw def fi 1 an 2 ans commencé dem bay waaj a toog teg programme am. gouvernement di changé ñu dàq ko. nga indi keneen mu recommencé waat à zéro. éternel recommencement la ñuy am. mais tey jii Macky Sall li ma ko njëkk a félicité mooy gouvernement bi mu koy changé dafa fekk mu ne nañ auditer la SODAV nañu kii nañu évaluer la SODAV. ci semaine boobu ministre bi commencé ñu réunion yi commencé pour ñu def ko. remaniement am ma toog ma ni Macky Sall day maa ngi képp suma baaraam yi ma ni ministre bi xam nga ñu bëri sax dañu jàppoon ni man ak moom jubóowuñu. ma naan yàlla na ko fi bàyyi. parce que il a un programme bu mu teg boo xam ne mu ngi dem. ñu ngi war a évaluer la SODAV bi nga xam ne artistes yëpp ñu ngi jooy ci loolu. beneen bi ci topp mooy copie privée bi ñu ngi ko war a def. copie privée bi bu ñu changé woon ministre bi dañ koy puusaat. parce que ministre bii door a ñëw dina ñëw toog changé ay kii changé ay secrétaire kii te ñun copie privée bi mu ngi mel ni nga xiifal nit juróomi at tegal ko saako dibi. xam nga kooku day naaw. mais su boobaa chaque mois la leen ko. waaw copie privée chaque mois xam nga li nekk am solo. li ëpp solo. ci copie privée bi. mooy le 30 lay jàll commission. bu demee assemblée gars yi dóor ko mu daanu. affaire bi taxaw léegi nag bu boobaa la ñuy xool nan la douane di liggéeyee. ak le monde de la culture ci affaire bi. pour xool nan la ñuy jëlee affaire bi loolu c'est important. mais li gën a am solo mooy ñun sunu ministère bi bouche-trou lañ ko defoon. yàgg na de depuis temps Ablaye Wade ministre de la culture yi fi nekk yëpp boo xoolee ñi fi def 2 ans. 2 ans dañ leen di wàññi xam nga tey Matar Ba ministère des sports. soo xoolee il a fait 6 ans là-bas. moo tax am na ay même bu ñu gañewul ay coupe dem nañ fi ay final parce que dafa am benn affaire bu fu nekk longévité boobu dafa am solo dañ ko jox le temps mu mun a voilà réaliser mais boo ñëwee jël benn ministre teg ko fi 2 ans nga dindi ko donc du dox benn affaire bu ndaw rek bala maa jàll ci leneen ministre bi damay delluwaat foofu mooy man dama jàpp ni copie privée bi c'est bon affaire SODAV bien vrai que ni artistes yaa ngi jooy mais c'est bon parce que léegi ñun ñoo ko moom statut de l'artiste nga xam ne tey jii artiste kenn reconnaître ko woon tey jii benn waay mën naa jékki-jékki rek génn ci benn kër ñëw ne artiste la kenn artiste la lay wax taxaw léegi luy wane ne artiste la waaw bàyyi ma ñëw léegi luy wane ne kii artiste la waaw léegi statut de l'artiste xam nga fi mu toll nii ñu ngi koy defar nii léegi nag su paree ñoom dinañ wax ni léegi nii la ak nii la ku ko mën nga nekk ci ku bëgg ku ci nekk nga xam ne yow bokkoo ci corporation bi mais est-ce que tamit yéen a ngi xeex copie privée parce que yéen a ngi applaudissé rek nii il faudrait maanaam ndax yéen a ngi koy xeex boo xam ne loi bi day mais loolu ñu ko doon xeex depuis des années non affaire li ma bëgg a wax moom mooy ne li ma bëgg a wax mooy Simon non comprendre nga ndax suivi bi voilà parce que y a de ces lois yi nga xam ne fii am na fi solo trop bu ci mel ne suñu loi ñun code de la presse dañ koy voté ba ñun ñëpp sant yàlla jàll na
mais matérialisation bi moom mooy des. parce que bii li ci nekk dinañ leen fi nekk di leen xaarloo ba 2024. attends procédure Macky Sall ngay am foofu. ñu dem ba 2024 mu bëgg am 3e mandat daal di nax artistes yi ñëw ànd ak moom ndax rek. non lii xam nga fi mu toll nii dama leen di wax rek dama leen di aider. dama leen di aider dama leen di aider. je comprends bu baax nga ko raamal 3 ans. mais boo ma ko mayee rek waaw ma ko mayee. les années passent vite Mame Gor. les années mais passent dama très ni vite. xam nga tey ji loi bi. mais bàyyi leen ci xel rek dama lay soxna si. copie privée gis bi nañu dañuy sant yàlla gis nga tey ji ñun dañu ñëw fii pour suñu secteur bi ñu defar ko. Tout à dañu fait. bëgg am consensus. mooy même kii tey ji bu àndul ak président ci yenn ndigalam yi am na ci droit. man ma ànd ak moom man tey nguur gi laa àndal mais yenn saa yi ma gis loo xam ne doxul damay génn a kaas ko sama yoon new ci gars yi sax yenn saa yi maa yow xanaa yow forog ñi loolu moom xamee mais nga man noonu la ma yàlla bindee. tout à fait. c'est-à-dire yow àndoon nit yow liggéey bi ngay àndal. très bien est-ce que comprendre la bëgg expliquer. mais gis nga loolu maam. man dama lay encourager ci loolu. di encourager Simon gis nga loolu ñun ñëpp ñoo ci bokk yam amul benn artiste artiste laa la wax de. un vrai artiste. ki xam lan mooy rôle artiste. boo xamante ni da ngay contre buur wala ngay ànd ak buur xam nga ñam ngay àndal. mooy ñi nga xamante ni bu ñu waxee kenn du leen dégg. mooy ñi nga xamante ni dañ leen war a jooyal. parce que tey jii ñun ñoo fi nekk parce que peut-être. am nañu accès fii mooy bàkku kër gi la voix des sans voix. voilà la voix des sans voix. moo tax Sidi Lamine plateau bii dafay plateau boo xamante ni dafa war a wuyu boromam. xam nga. moo tax mani. ñun xam nga lan mooy sunu lan moo war a nekk sunu position. mooy xool li nga xamante ni moom la askan wi di jooy ñu jooyle leen. mooy xool li nga xamante ni loolu askan wi bëgg. ñu bëgg leen ko sànq li nga wax c'est très important parce que mën na nekk ci loi naan fii la jaar te bu subaa ñu teg ko fële. xam nga lan moo am importance. mooy plateau yu mel nii. maa ngi saluer gis nga le ministre de la culture. man am na fu ma jaar ak moom. muy koo xamante ni xamaluma ko dara lu ñaaw bi mu nekkee MTOA man daf ma daan jël ak Ablaye Sall. ñuy def ay promotion yenn cigarettes yi. moom Ablaye Diop. mais fi xoolal loolu yëpp bu ñu toogee fii ci plateau bi. dama koy teg fële xam nga lan moo ma intéressé. mooy li nga xamante ni moom la culture di jooy. ok li ngeen bokk mooy li nga xamante ni moom la ñu war a am te amuñu ko. xam nga parce que culture du man du Mame Gor du Simon rek. fa ñu nekk ci ginnaaw. ñooñu ñoo war a tax ñuy wax. te luy jot dafa war a gaaw. mais góor gi man aussi bëgg naa la interpeller fenn balaa ñoo jox kàddu gi Simon wala Diazaka mooy ni que état bi aussi wax na leen ngeen toog parce que tout simplement feebar bi dañ ko war a xeex mais bàyyiwu leen noonu jëkkat se nañu koppar gu takku jox ko artistes yi xaalis boobu fu mu dugg. xam nga xaalis Sénégal lu bari moo ko yàq am na ñoo xamante ni. li ñu jot a joxe ba léegi si moom mi ngi ko am na ñoo xam 10 000 francs la ñoom am na ñoo xam ne amuñu. am na ñoo xamante ni lan leen jox dañ ko gedd moo tax man su ma déggee riiru xaalis du ma basé wu ci loolu parce que xaalis bi dafay jeex xam nga lan moo am importance continuité. nañu fexe ba xaalis boobu ñuy may ñun ñu koy liggéeyal suñu bopp. te ci plateau yu mel nii lañ ko wax waxuñu gouvernement deful lii wala deful non ñu ngi def mais li ñu def dafa ndaw par rapport ak li ñu war a def. parce que culture moom wax naa ko sànq mooy defar dëkk parce que ñun problème mu valeur yi ñu am du lenn moo koy indi lu la culture kon nañ ci gën a farlu ñi nga xamante ni jege nañu gouvernement yi jege nañu ministre ak yooyu bu ñu demee toog ak ñoom leen wax dëgg di leen wax ne leen fii ngeen toog way naa ko sama benn way ci Ablaye Wade dañ ko censuré dama ne ko sopp nañu la ndax jàmbaar nga bëggu nañu la Sénégal yow la ñu wóolu président Wade waaye nag ñu ngi lay xaar ñun bu ñu feebaree nañu faju képp ku mës a xiif lekk ba suur képp ku bëgg a tukki dem fu la neex Sénégal ngi lay xaar du dëgg mais loolu la ñuy xaar ci ñoom ñëpp te fii lu mu neex ku fi nekk ministre di nga dem te ku dem dinañ wax sa ginnaaw moo tax dañ leen di wax ne leen nañu gën a góorgóorlu parce que li ñuy def waxuñu tuuti na de mais doyul nañu gën a góorgóorlu parce que lu tax ñu censuré way boobu bon loolu damay bañ émission bi nekk ci leneen quoi non je crois léegi comprendre naa parce que bi ma demee laajte parce que dafa am koo xam ne dafa joué Ablaye Wade ba pare am benn moment mu fecc waaw ñu ne nag président du fecc clip bi lañ voilà clip bi voilà très bien j'ai compris mais balaa émission bay jeex way boobu il faut nga yëkkati ko d'accord Simon ñu fàttali ko Wade il faut ñu yëkkati way boobu xaritu Wade la nag el bi xam nga kii
xam nga kii moo tax ma ne la il faut ñu ñëw ci moom parce que Mame Goor man daf ma yéem. xam Mame Goor. xeexal na fi Karim Wade ba ñëpp xam na xeexal na fi Karim Wade. mu jéeg say transhumé. léegi Mame Goor bi mais il faut que ma comprendre. non transhumé man xaaral ba la non transhumé léegi doon. non dama la yegg xam waaw. man maa njëkk a wëy coupure courant yi ceeb bu cher bi waaw ci Ablaye Wade d'accord bi ma koy dénoncé yaakaar naa ni benn jour sax invité nañ ma fii ci plateau Walfadjri fii di Lamine Niass dugg en direct ni ma dama la bëgg ndax sa dëggu ndax sa kii comprendre la bëgg expliquer yàlla dogal ma am soxna muy politique farak Ablaye Wade man ma contre ko mu jaaxal nit yi Karim Wade man bi ma ko dee jàppale dama ko yërëm parce que élection 2012 yi dafa jeex man Macky Sall mosuma ko contre ok mosuma ko contre mais dafa gagné élection yi en 2012 ñu ne 25 Sénégalais dañu sàcc xaalisu réew mi ma gis ni Karim Wade rek lañ ci téye ok ma jàpp ni li ñu ko def pour man acharnement la xam nga man dama nekk nitu fukk man bañkat laa je comprends ma mer la ko nag ok di ko jàppale faral ko Karim Wade su ma moosaan seeti kaso ba xam nga lan la may wax seeti naa ko ay yoon su ma ñëwee mënu ma si tu n'arrêtes pas tu vas me retrouver ici parce que mujj gi moom dafa demoon ba bëggatul sax ku wax waxam parce que dafa bëgg ñu bàyyi ko parce que boo taxawee di ko défendre télé sax boo ñëwee day tiit parce que bëgg na xam nga kaso neexul ñëpp bëgg ñu bàyyi leen man dama lay wax fi ma wax nii télé laa koy wax dafa bëggoon génn man Karim Wade man la mujjee recevoir mu ngi ma recevoir Karim Wade mu ngi ma recevoir mardi ñu bàyyi ko jeudi xaw ma jeudi lañ ko libéré mardi la ma recevoir mercredi la ma recevoir ñu bàyyi ko jeudi jour bi ma génnee journaliste yi man lañ ko ci mbedd yi jour bi muy wax naan detuma recevoir kenn loolu man la ko wax maa génn si biti wax ko journaliste yi est-ce que comprendre la mais nag sympathisant bokkul ak militant ok man du ma militant Karim Wade sympathisant la dañ ko jàpp ma yërëm ko di ko dimbali xeexle ko mais dafa génn kaso ma gis ni ñi mu après ñu ne Karim woo na diw yaa ngi doon fàttaliku woo na diw waaw man bokk naa koo xam ne bu ma saan ñëw di la seet da nga naan kaan si tu n'arrêtes pas tu vas me retrouver ici nga génn pendant 1 mois woowu loo ko téléphone ñi ngay woo ñëpp mooy ñi la doon enfoncé ba mu woo ma téléphone mën naa ko wax fii si télé bi ma toog benn jour sama kër timis ma jékki-jékki sama téléphone sonné WhatsApp muy moom ma décroché mu ne ma man la Karim ma ne Karim ban mënu ma wax ma ne ko loo may dee carrément loo may dee mun ma non mon frère ma ne ko non parce que man mënu ma nekk di xaru di la jàppale am ay ennemis ñëpp xam état ni mu amee doole ma lay jàppale nga génn di woo say noonu mun ma non di xam nga kii comment après ni ma passe ma sama sœur ma passe que Fatia mu wax ak moom noonu Samba Ndiaye Bada Barla xam nga après bi ñu paree laa xam ne kii du waa ji parce que nit bu fekkee dafay sonn si yow di la jàppale xam nga merci moo bu ndaw la mais tubaab du ko wax ku liggéeyul dëgg la nit bu la jàppalee sonn ci yow ñëpp xam ni kii daf la jàppale xam nga man benn jour naa la ko wax fii defe naa fii laa ko waxee woon télé yéen a ma invité woon fii benn plateau plateau boobu matul 1 mois ñu bàyyi Karim Wade dama ñëw fii ñu invité ma may waxtaan après ñu ni ma yow tey jii lan la Macky Sall mun a def pour nga jàppale ko ma ne ko Macky Sall leen rek fii laa ko waxoon Walfadjri maa ngi koy fàttaliku man leen rek la mun a def loo xam ne su ko defee man dinaa ko jàppale ñu ne ma lan la man leen mooy mu bàyyi Karim Wade am na benn émission boo leen doon def ci kaar waaw ci kaar ngeen ko doon def maa ko waxee ci VDN bi maa ngi koy fàttaliku xaw ma kan moo ko doon def fii si yéen ci kaar lañ ma jël ci VDN bi dugal ma si kaar bi est-ce que yow émission boobu bokkoo ci woon émission bu kaar am na benn émission daal bu ñu doon def ci kaar foofu laa ko waxee ma ne leen mais nañ ko bàyyi buñ ko bàyyee ma jàppale yàlla dogal bàyyi leen ko gis naa ni président bi fi nekk il est jeune projet yi Ablaye Wade loo ko mën a waxal tamit projet yi mu amoon pour le Sénégal mooy autoroute yi ubbeeku baax na parce que man tey sama kër mu ngi ci autoroute à péage bi 10 minutes laay daw ak fii te foofu ma am kër nii xalaatuma woon si àddina kii Tëngéej la dëkk xalaatuma woon foofu noonu ñëpp a faragaloon xalaatuma woon si àddina ni foofu nit mën na fa fanaan tey fa laa am sama kër te autoroute à péage bee ko waral donc bi mu ñëwee mu ñëw fekk li fi président Ablaye Wade def mu koy continuer ma gis muy teg ay affaire boobu sax moom ak gars yi ñu ngi doon xam nga ñoo gars yi ñoo ànd jël affaire bi xam nga gars yi jàppale ko bu baax waa Y'en a marre yooyu xam nga ñëpp nekk en phase ak moom après bi nag man bi ma toogee gisanteeg moom ñu waxtaan mu wax ma li mu bëgg si réew mi ak fu ñu bëgg a yóbbu réew mi ma ne ko man je suis solidaire ah dama lay jàppale ko mais nekkul jàppale bi taxul tamit nit war ma man ni dama lay jàppale loo def dama si war a gëm man su ma gisee ni doxul damay am sañ-sañ taxaw ni doxul kenn mënu parce que man damay liggéey
man à part musique dama am samay business di liggéey te Simon mii sànq dafa am lu mu junj te yeggalewu ko man damay liggéey te moom xam na lu may liggéey ok est-ce que comprendre la donc nag tey jii mooy fi soxna si nekkoon sànq man li nga xam ne dama koy wax mes frères tey Youssou Ndour kenn dàq ko way Youssou Ndour kenn ëpp ko bayre tabarkàlla mais bu ñëpp taxawee ni man tollu ma ni Youssou Ndour aw ma xaalis man Youssou Ndour bi muy démarré lii mu am ni tey lu tuuti la ko démarré dëgg la nit da ngay jël lu tuuti nga démarré si même bu dee 50 000 nga wut benn business boo def man xam naa benn musicien boo xam ni ginaar lay jaay poulailler la def instrumentiste la mais léegi def ci am monit mais gars yi tamit boo bëggee yow mbalax ñëw nelaw ba 18 heures nga yeewu man pour man dëgg neex yàlla xam nga nag fii tam nga wax ay wax ñu jël ko dëpp ko li may wax rek mooy loolu man pour man baax na parce que ku nekk jàng nga sa métier ba mën ko muy guitare muy clavier yaa xam waaye fii ku am métier sax ñu fayee ko rek kay boole leen pour mu jàppale la waaw loolu kay kaña day bari pax waaw kay mën na wut beneen business boo xam ni parallèle boo xam ni Simon mi ngay gis nii tey ji du waxuma ko parce que dama koy tagg mais Simon mi ngay gis nii lu mu sol yére yi mu sol nii si kaw ba si suuf lépp Sénégal lañ ko defaree ñi nga xam ne association yi nga xam ne ñooy defar yére kii costume la door ak tout lu nice est-ce que comprendre la moom moo koy piloté di jàppale ay jeunes entrepreneurs sénégalais très bien est-ce que comprendre la tey ji am na ay waykat yoo xam ne am na nag leen indi boole maag man léegi may leen di solal voilà oui ma léegi dama lay wax tey góor gi njaay bi tabarkàlla tur bi ko yàlla may ak ni mu siiwee tey ji su gisoon benn booy boo xam ni comme yii lay defar ak yooyu tey ji ñu jël benn design am tudde ko go créé ci benn business mais business boobu mën na jur lu nekk ça c'est vrai est-ce que comprendre la bëgg expliquer léegi il faut que nit ñi am flair wu man nag kii xam na ma man sama yaay jaaykat la sama papa jaaykat la très bien man ay guróog ay tàndarmaak ay diwag ay xeesal ak lu ne laa jaay marché Tëngéej est-ce que comprendre la boobu ñu bëgg la woon non dama nii man dama ngelaw li daan ñëw ëf affaire yi mu daanu ma daw foraatu karab moo tax des fois su ma taxawee nii gis sama étage mu njool ca kaw damay am fierté parce que damay xam ne man dama jox non man moom dégg naa am nga kër gu rëy goo xamante ne macha allah bu rafet ñeewoo benn ministre dafa waroon écho dafa waroon écho non ñeewoo benn ministre waxal bu rafet bu rafet a rafet ñeewoo benn ministre non loolu xam lu bëggoon li dinaa ñëw wax la ci ruq bi nag wuy ma wax ñu foo jëlee milliards yi nga tabaxee kër gi est-ce que parce que loolu du ay millions de milliards a koy tabax loolu moom dëgg la moom mais dama bëggoon ñëw ci Simon parce que comme dugg nañ ci politique maam Ngor faw rek mu dugal ci politique te bëggu ñëw dugg ci politique mais bon mënu cee ñàkk parce que mënuñu fi am Simon am fi ku mel ni Diazaka te duñu wax ci politique Simon bu ñu gisee tey procédure bi ñu mu demee nii coronavirus mu mel ni dem na ba askan wi fi mu toll nii dañu ne nañu apprendre à vivre avec le virus y a rien qui pèse ñu gis ne que tey déroulement wu état bi sax dafa mel ni comme si que ñoom ñuy wax sax dafa mel ni gëmatuñu maladie bi mais jéego yi ñuy teg yëpp c'est comme si que dañuy forcer nit yi à ce que ñuy nekk ci lu leen neex lor ñeen nit ñi nekk su lu neex te du leen dikke dara mu mel ni sax dafa mel ni yéen da ngeen a comprendre que dafa am benn maguy bu nekk ci autour de cette pandémie là. non pour man du loolu pour man tey comme ni ko scientifique yi waxee mooy il faut que système yi tamit maanaam def seen ay preuves tu vois neexut a gëm nii ci gis-gis mais il faut que maladie bi di circuler gis nga man dama dem ba jàpp gis nga sot yu ndaw yi nii gars yi di sot grippe yi nii pour man feebar bi la c'est en train de circuler et que suñuy système ñu ngi koy dékku di ko rejeter mën na bañ a nekk loolu na mën naa am tort mais booy déglu scientifique yi rek xam nga bu la feebar bi intéressé ngay déglu scientifique yi da ngay dem ba comprendre que ne c'est un système et c'est ça qui sauve l'Afrique xam nga tey ñun ñëpp temps booy lekk nañu xeer lekk nañu suuf tu vois ñun ñëpp et pourtant am na yenn dëkk boo xam ne boo demee gis xale di xaw a lekk dara rek dañuy daw dóor la et cetera mais dafa am lu muy nekk di def say défense yow et boo màggaaleex loolu mais mën nga dund fu nekk ci àdduna bi et ça va te protéger loolu la au fait loolu mooy dëgg tu vois et pour man feebar bi fa la toll mais ba mu bëggoon ñëwaat rek tuuti sànq da ngeen jox exemple Youssou Ndour par rapport à moyens yu mu am et cetera et grand bi nee na la tout le monde n'est pas Youssou Ndour c'est vrai tout le monde n'est pas loo tax am na fenn foo xam ne xaw ma ci d'accord sama grand bi bu mu nee ministre bi dem na seeti ay ñoom Youssou Ndour dem na seeti parce que dem na seeti Awadi man bu demee seeti Awadi ñëwuma seet si man mënuma ci gis sama bopp parce que sama ay aîné lañ dafa mel ni tey ñu ne seet si nañu grand góor gi seet si nañu Mambour man ma ciy mer non
sama ay aîné lañ ci mbir mi lu ñu def ci culture bi defaguma xaat gi donc damay comprendre tamit yem sama place mais je suis pas d'accord quand Mame Goor dit Youssou Ndour ak Ouzin Keita ñoo yem non ñoo bokk turu. ñoo bokk tur c'est vrai artiste bi quoi comprendre naa fi mais mënuñu yem. comprendre naa fi nga waxee quoi turu mais artiste bi laa wax. pour man dafa am ku nekk rek cëram il faut que ñu jox ko tu vois man tey ay ñoom Ndongo ak Fada bu ñu toogoon fii bu ñu ma nee noppil mott laay def te yàlla xam na ne bi may xeex doorewul tey mais dafa am benn respect boo xam ne ñoo ma jiitu ci mbir mi boo xam ne dama leen koy reconnaître de même ñoom Awadi Degeti de même ñoom Xuman de même waa Rapadio de même waa BMG et cetera donc ku nekk da nga koy jox sa cër mais tey comme ni la ko grand bi waxee tout le monde n'est pas Youssou tu vois tout le monde n'est pas Mame Goor tout à fait xam nga ñun mën nañu bañ a toog fii di wax ci culture parce que yàlla xam na ne am nañu suñu ay pax quoi loolu c'est pas tey lañ ko commencé gis nga bu ñu commencé ne artiste CD jaratul il faut que nga koy boole ak leneen ñun la ñu comprendre et c'est en 2007 la ñu créé suñu entreprise déposé suñu SARL am na ñoo xam ne ñooñu jiitu ci mbir mi déposé wuñu SARL parce que gisuñu woon lii ñëw tey artiste du dugg studio rek wëy génnee sa CD jaar ci télé yi def promotion dem toog sa kër non tu es un levier de communication artiste mën nga nekk levier de communication pour Warga tey bii ñuy naan pour Kek bii ñuy lekk pour Walfadjri bii nii ñu nekk et cetera tey comme ni mu ko waxee xam nga nee na jënd ay caméra bëri na sa téléphone ak sa téléphone jabar ak sa téléphone doom créé nga émission sa téléphone jabar ak sa téléphone doom créé nga émission maa la ko wax am nga télé c'est ça un modèle type de Sénégal c'est-à-dire il faut que nit yi di bàyyi xel ci loolu tey il faut se refaire gis nga dafa am sama benn grand ndeysaan bu jàng moom ñun suñu vraiment suñu idole la quoi jàng am façon diplôme bu nekk ñëw di investir début bi sax bi ñuy commencer suñu entreprise moo ñu njëkk a accompagner ak structure am su ma nee Michoc ñu bëri dinañu xam ki may wax grand bi dafa bës toog ak ay collègues am quoi ñoo xam ne ñii ay juge lañu ñii ay avocat et cetera mais malgré que ñii ay juge lañu am nañu ay kii grand bi moo leen gën a taxaw moo leen gën a féex bu koy copain di laaj looy def xam nga lan la leen wax damay jaay tàngal te effectivement grand bi tàngal lay jaay mais tàngal ci ban échelle maanaam boutique boo dugg tey Sénégal tàngal bu fa nekk grand bi moo koy indi fii Sénégal xam nga kii dafa wax lu am solo ne la da doon teg ay table di jaay ay guru ay kii mën na ko wax fenn gars yi reetaan expérience boobu moo ko indi tey fu mu toll tout à fait mais dafa koo xam ne je le respecte énormément par rapport à ce temps parce que man jamonoy Bamba Ji Fall maa ngi fi woon nekk ci el bi di leen seetaan jëlaguma dara toog di xool di observer et jamono jooju ba tey le gars il existe il est là xam nga dafa am solo nga exister et c'est une manière de dire aux artistes encore une fois mooy pour indi parallèle bi rek mooy tey artiste ce n'est pas que le micro ce n'est pas que la scène tey mën nga créer sa entreprise di def ay publicité mën nga créer sa entreprise di def ay publi reportage mën nga am na benn jour maa ngi gis sax Fallou Dieng ci otoom ak téléphone am muy def Fallou dans ma voiture xam nga loolu lu ndaw la mais loolu si 2 sponsors te payent tu as 800 000 francs par mois si 2 sponsors te payent mais ku nekk tey mën nga imaginer sa koñ benn affaire yaa xam mbëbës la yaa xam lu mu munti doon si sa marché koñ am na benn affaire boo xam ne ça peut intéresser tous les Sénégalais mais nga ñëw jaay ko Walf wala nga dem jaay ko TFM wala nga dem jaay ko Sen TV wala nga si moo dinañ revenir ci loolu mais da nga tudd léegi waa Bamba Ji Fall yaa ko tudd de mais dama am benn extrait boo xamante ni nii il faudrait ñu kii ko Charles soo ma ko mënee lijjantil extrait Bamba Ji Fall su fekkente ne disponible na rek benn émission bu sunu benn concert def Sénégal 7 oui je pense dañu ko seetaan defe naa daje na ci ak Rijal mu am ci benn entretien bu am solo lu mu ci wax dinañ ci concerner peut-être Mame Goor Diazaka mi toog bu fekkente ne élément bi yéemu na ñu seetaan ko suñu télé. Bilal Sougou moo nekk mos a nekk ménager Bamba Ji Fall naa indiwaat benn affaire boo xam ne danaan daw si télé bi ñoom Mame Goor mi ménager Bamba. parce que man mi loolu laa mos a jàpp. Mame Goor mosul nekk ménager Bamba Ji Fall Mame Goor moo nekkoon adjoint ménager Bamba Ji Fall suñu ménager mooy Bilal Sougou. tey boo amoon pochette Bamba Ji Fall nga xool fan lañ bind Mame Goor ménager Mame Goor moo nekk adjoint ménager mais c'est que nit ñi moom lañ gënoon a xam moo tax parce que moom moo daan créé suñuy cassette bu ñuy dem fenn di jouer
te boo ko présenté nit day mel ne xam na ko 100 ans. Et vous avez pas de problème entre vous il y a pas de problème. non ñun Bamba Ji Fall ñun ñëpp amuñu problème. y a un cliché boo xam dafa des. c'est que ay nit bu ñuy liggéey. bu demee tey ba amuñu liggéey rek ku nekk day dem. kii jaar nii moom dinañ liggéey bàyyi ko na jaar fi yàlla na ko yàlla fu mu ñu jublu yàlla fi ñu yàlla jublu. ñun tamit fi ñu jublu yàlla na fi yàlla jublu. dafa am cliché boo xam ne dañoo màgg ak moom dogguma la ñuy wax ni que Mame Ngor du tooñ mais quand même c'est ce que les Sénégalais disent quoi beaucoup bon nombre de Sénégalais Mame Ngor moo leen tegoon deal moo taxoon classement bi am xaalis moo indi woon seen problème que répondez-vous à ça la nga ci tontu loolu. xam nga mbubu mu tilim si biir kër dañ koy fóote bi ñu fóotee suñuy yëre jeex na ñun mësuñu see wax. ñuy gërëm bu baax a baax sunu constat Amama Sy muy def liggéey bu am solo Sénégal 7 merci si vidéo boobu gën te di la ñaanal chemin bu am solo ci foofu la nga ne ñoo ko seetaanandoo élément bi Rijal la ñu invité après 20 ans waa Bamba Ji Fall refait surface mu mel ni ay mbir génn na ci man dama yaakaaroon ne vraiment yow yaa nekk manageru Bamba Ji Fall mais moom nee na yéen adjoint ngeen classement bi nu mu demee. waaw xam nga tey jii lii nii. nit mën na ko jël réyal ko mais lii du dara xam nga tey dama lay wax benn affaire Bamba Ji Fall ñun suñu kër la juddoo xam nga yàlla dafa dogal sax dama ma invité ma nekk fii ak suma grand kii ñoo bokk benn koñ benn quartier ñoo ko bokk moom xam na li may wax Bamba Ji Fall suñu kër ñun la juddoo sama rak Kéemaan nekk ci biir ñoom ñu nekk suma biir kër di fa répété di fa lekke di fa naane di fa defe yëpp dëgg la lu mu wax nii dëgg la de Bilal Sougou moo nekkoon manager bi d'accord c'est vrai moo nekkoon manager bi léegi bi ñu demee ba nga xam ni war nañ def album ñu génn album dayaatee album bi dafa réeroon mooy comme album ñu enregistré ko ba pare dayaatee ba réer kenn gisatu ko booy jaaxle man comme yàlla comme li mu ko waxee nii rek mu ne Mame Ngor xam nga moo doon kale ku ñëw est-ce que comprendre yàlla dogal ñoom bi loolu réeree ñu commencé si jote ak Bilal xam nga coow am ci parce que pour ñoom Bilal moo réeral affaire bi xam nga rek affaire de groupe léegi nag man comme yàlla may na ma sensu ma mën communiquer ak ay nit mën a gérer ma sol suma daal di ci dox guddi bëccëg di ko régler ba génne dayaate bi ok ñu produire album bi génn kon yaay manager bi toj àddina bi waaw ma lu ma koy seedeel bon maama ngi nii maa ngi nii Alpha Diallo bi nga xamante ni moom moo def album bi waaw mi ngi taxaw jàkkaarloog ñu gis nga Mame Ngor sama kër la ñëw man ne ma kat fekk Alpha Diallo man la defal album bi ma defalee album de c'est 600 000 francs Mame Ngor moo ñëw sama kër ne ma dama bëgg sa boy bi defal sama boy yi morceau mi ngi nii maa ne ko Alpha defalal boy yi seen morceau donc comme affaire ménagère staff la léegi ay ménagère rek jiw mais pour te dire que loolu ma lay wax nii barki Alaaji Fallu Mbàkke penku laa jublu maama ngi nii maa ngi nii toog dëgg la sama kër la ñëw ne ma dama bëgg booy yi defal seen album ma ni ko Alpha ma ne ko defal booy seen album très bien moo tax xam nga plateau bi dafa am solo plateau bi c'était pas xam nga le lii hasard xam nga wax boo xam ni il y a plus de 20 ans ginnaaw man Bamba Ji Fall samay rakk lañu samay mbokk lañu c'est nous dans nous àddina bi fii ku fi def njubadi moom boo ko def njubadi ko fi def dañ lay jàpp wax nag xam nga man yàlla dafa dëggal nag sawaay man dama am bayre bukki man boo ma tuddee rek sa bagage xam nga ñëpp a ciy wax est-ce que comprendre la bëgg si lu booy bi lu mu wax nii c'est la vérité Bilal moo nekkoon manageru Bamba Ji Fall waaye ba album bi génnee DAT bi dafa réer kii xam na li may wax maa ko lijjanti ba mu génn album bi génn dox est-ce que comprendre léegi nag nit ñi comme que man maa fexe ba affaire bi génnaat tout et puis di ànd ak ñoom gars yi xam nga loolu yàlla moo koy def mais loolu doon manager ak bañ ko doon ban sens la am amul sens xam nga tey boo nee Mame Ngor nekkul suñu manager man pour man amul sens amul kii mais teg dil bi muy wax loolu lan la non gel bi moo loolu gel bi nga koy laaj parce que man Sénégal laa juddoo kenn mësuma tëj kaso mësuma sàcc mësuma jël yi fi jàmbur musuma def njubadi teel laa nekk di wax ku ma ameel bor ñëwal nga fayeeku ma ameelu ma kenn biscuit kii ñëw dëkk man tey Tëngéej laa juddoo ba tol nii ma tol kenn musumaa yóbbu police kenn musumaa xam ci njubadi kii ñëw dëkk ñu ñàkk fayda kenn xaw ma ci ba ma juddoo ba léegi liggéey laa xam te ku ma àndal soo mënul mel ni man sax dama lay bàyyi parce que man dama bëgg ndam
est-ce que comprendre la bëgg expliquer Bamba Ji Fall bi ma ci dugalee sama loxo ñëpp gis nañ ni mu demee. ba ma ca génnee sama loxo ñëpp gis nañ ni mu demee. est-ce que comprendre la. donc man samay rakk la ñu. tey jii man li xamal la moomu war boole ñi tukki ñëw moom ñu boole ñëpp tey jii ñu taxaw sax ñoom ñu àndaat def benn affaire parce que affaire bi buzz la ah. parce que le fait que ñu mu wax si nii rek ñuy wax maam góor ak nii. loolu mën na décalaat affaire bi. ba tax man mën naa génne sax man su ma moo ni produire leen ñu dem samay rakk la ñu. ah bien sûr xam nga tey jii nit wax ci man lu baax. du tax ma arrière. nit wax ci man lu bon. du tax ma arrière parce que xam lan laa am. man li yàlla defal gor yëpp yàlla may na ma ko. ay kër laa am. te maa ko liggéey. ay oto laa am. maa ko liggéey. est-ce que comprendre la fu ma neex ma dem ci àddina bi. kilifa yi gën a mag ci réew mi ku ma ci carte téléphone da ngay décroché. waaye nag loolu non may ma soxna si bul ma dagg. xam nga da nga dugg fenn dama lay wax xam nga sénégalais bëgguñu numéro 1 ku yàlla dimbali. man mi ngay gis ni amul ci àddina koo xam ni yéene naa lu bon ñëpp lu baax laa leen yéene. barke yonent bi loolu moo tax ñu naan maam góor dafa direct parce que su ma xalaatee dara dama koy wax ñun ñoo dëkk ñoo bokk benn quartier. ñii wax nii ñëpp kenn ci ñoom seen courant kër kenn mës ko utiliser pour Bamba Ji Fall Bamba Ji Fall luñ ci mën a utiliser muy ndox muy courant muy lépp muy lekk muy naan muy lépp kii xam na li may wax man li may wax kay moom su ma dee fen na góor gi jaax day fen loolu yëpp am na léegi nag comme y a 20 ans si ginnaaw nekkul wax boo xam ne boo si dee concentré wu wala nga si wax dara man tey xam nga lan moo ma war dajale dëgg la samay rakk dajale sama gox dajale samay ñoñ loolu moo tax tey ji ma dem ba toll fi ma toll ma ñëw ni damay laaj mairie Tëngéej laaj candidat foofu laa bëggoon ñëw mais parce que avant may dugg yaroo est-ce que tey ji pare nga pour oo ñi waa Bamba Ji Fall sarak yi nga woo leen defaral leen ñu dem est-ce que pare nga pour loolu non xam nga tey dama lay wax xam nga loolu wax naa ko suma biir wax mun naa leen gis na tey ji est-ce que xam nga ni man mii rek su ma neexee li may wax ni yow wóor na la su ma neexee suba ñu leen dégg fu ne mën naa leen woo produire leen album ànd ak ñoom diwo ak ñoom ku ñu bëgg a diwal ci Sénégal ma boole la ak ñoom il faut que yenn détails ñuy bañ a di déglu yenn nit yi ñu ànd bokk ndey ak baay gis na tey jii dama lay wax benn affaire man maa ngi nekk candidat pour mairie Tëngéej est-ce que xam nga lan moo njëkk a nekk sama programme corona bi moo tax dama ni ki may njëkk a seeti si àddina bis bu ma sol demee ba commencé jóg ak sama mbooloo dem di seeti nit xam nga kan laay njëkk a seeti Tëngéej ba Tëngéej daj maire Xaar Mbay xam nga kan moo ci topp góor gi Njaay mi parce que sama grand frère la tey war naa mën a soxla dem ci moom ni ko grand lii laa bëgg est-ce que comprendre la bëggee si parce que nit ki boo dul joxe cër doo am cër mais est-ce que tey dina yomb tey maam Ngor laaj Tëngéej non am naa ci droit xam nga nit boo juddoo ci dëkk yaroo fa màggee fa non am na ci droit yomb gi laay même wax la dama lay xam nga lan mooy fierté ci man nga juddoo ci dëkk mosoo faa sàcc nga juddoo dégg mosoo def njubadi duñ ñu góor jigéen la duñ ñu sàcc la duñ ñu dañ ko fekk jabari jàmm man amul benn gel bu dëkk Tëngéej bu la mën a wax ne la maam Ngor sax daf may doxaan man ñu ñàkk fayda yooyu nekku ba ci est-ce que comprendre ba pare liggéey laa xam bu ma laajtee baatu askan bi sama yaay bi ma jur rek bu ma votelee am naa fierté dëgg la sama yaay man bi ma jur kese bu ñu demoon élection moom rek mu wooteel ma je suis fier xam nga la moo neex nga dëkk ci dëkk xam nga dem ba nekk mag say doom di fa daagu te kenn wutaloo leen xas wutaloo leen dara sa ñooñ lu leen di xase d'accord te tamit tey nit xam nga même Dieu n'a pas l'unanimité yàlla si boppam man dem naa Danemark may waxtaan ak benn tubaab mun ma yow lan nga mën ko musulman la quoi musulman mun ma lan mooy musulman ma ne ko xawma lan yàlla mais gis nga bu mu saaga yàlla man dama tiit est-ce que dama lay wax kuy saaga yàlla xam nga lu ma la bëgg expliquer donc même Dieu n'a pas l'unanimité waaw àddina dafa complexe mën nga juddoondoo ak ay nit ngeen màggandoo tey ji wërsëg yemul yàlla jàppale la xam nga am na ñoo xam ne dañ ci kontaan am na ñoo xam ne du ñu kontaan est-ce que comprendre la dëgg la mais man de ma part personnelle xam nga lan mooy suma slogan d'accord mooy yaatu ak ñëpp léegi maam góor wax nga sànq lu am solo léegi même juste ma relance ci góor gi parce que da nga wax sànq ne que tey boo doon commencé tey di def sa campagne ngir que ñu jàppale la nga am nga xam nga campagne dafa am lu ko jiitu pré campagne da ko jiitu mooy dem si kër yi exemple la woon rek voilà c'est ça kër ñi nga jàpp ni say nga kilifa wax ne que par exemple di nga dem voilà jàpp nga ne di nga seeti say kilifa ba seetiwaale ki nga xam ne moo di góor gi loolu day signifier que yéen artistes yi nga xam ne yéen nekk Tëngéej am ngeen solidarité entre vous ndax yaakaar nga ci ñoom benn aide mais góor gi est-ce que artistes yi de façon générale am nañu solidarité waaw xam nga
solidarité artiste bu nekk war na ko am ci moroomu artiste xaw ma nag ndax am nañ ko. mais li war bi nga nekk. non waaw mais dama ne li war mooy artiste bu nekk war na am solidarité ci moroomu artiste parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay xam nga maam li mu wax léegi mais wax ju rafet la waxuma la maire Tëngéej mais dama ne la maam war na woon a laaj maire président de la république sénégalais la doomu sénégalaise la ak sénégalais. dëkk ci dëkk bi am droit comme ñëpp ba pare doomu Rufisque. li ma bëgg wax moom war na am na solo non maa ngi ñëw fi ngay wax ni maa ngi ñëw foofu. xam nga am na droit waxuma la maire Tëngéej de tuuti na war na mën a laaj président de la république. artistes yi nag mais grand kon boobaa day xeex ak Macky de. ndax Macky mu ngi waaj a. yow dama lay seet si nga jàppale ma ñu daaneel grand bi. non mais da nga am benn problème. parce que Macky mu ngi waaj a éliminer ville yi. waaw te Rufisque ci la bokk. non dafa am ay communes. boobaa day xeex non mais ville kenn du ko éliminer mais si ma war na am importance. mais côté boobu moom xam naa dañ ciy waxtaanaat. mais pour répondre sa question rek na la dañu war a solidaire et puis on est solidaire. on est solidaire. ah góor gi nag yow ban solidaire ngay wax ban solidarité ngay wax. mais dama ne on est solidaire. ci ban côté. ci côté man je suis solidaire avec tout le monde. barke Seydina Mohamed. parce que solidarité moo ñu jik tey li ñu def nii toog ci plateau bi solidarité la. parce que ñu ngi toog te waxaluñu suñu bopp. dëgg artistes yëpp la ñuy waxal. dëgg ne on est vraiment solidaire. alors man xam nga fu ma waxee solidarité sax mën nga ni Mame Goor dafa bëri si wax non dama lay wax xam nga da nga wax ci soxna si xam nga da ñu invité ñu bàyyi suñu kër yi tamit ñëw fii dëgg la mais am nañ ñu mën a doxi de dama bëggoon góor gi dem ci enchaînement bu rafet ma doog a ñëw ci xam nga da nga ko laaj solidarité waaw mun la moom il est solidaire avec tout le monde xam nga man tey ji sax bu ñu nee Mame Goor am na ñu naan dafa pànk mais xam nga góor gi jaay doo wax dafa pànk est-ce que comprendre la man tey ji lépp lu mu xewle daf may woo ma dem fa lépp lu ma xewle da siy ñëw gis naa muy dem di fekkal ñeneen artistes di jàppale neneen jox ni di cër loolu mooy solidarité xam nga il faut que am na ay questions yoo xam ni suñ koy wax est-ce que artistes yi am nañ solidarité dafay mel ni artistes yi xam nga tey ji nit ki mën na nekk sa concurrent mais du nekk sa noonu foofu non mais vraiment gis nga wala si waruma foofu parce que question boobu laa bëggoon poser sax man pour ñoom ñëpp vraiment nit mun na nekk sa concurrent mais mënul nekk Mame Goor may ñëw parce que gis nañ moment bi jeune talent yi du mën a jeune talent yi sax dama naan boo yi nga xam ne ñoo jug gis nañ moment bi dañuy reyante seeni biir di waxante di defante booy bees waaw moom laay expliquer kon bu wax loolu mais yéen ay noonu de ay xale lañu rek dañu am lu ñuy xëccoo succès mais ay duñu ay noonu de xam nga li nga bëgg a wax mooy ñoom Sidi Diop ak ñoom Mandiaye ak ñoom boo yooyu gis nga boo yooyu ay concurrent lañu mais duñu ay noonu il faut que mais concurrent ba ca xeex waaw léegi même xeex dafay am waaw yow ngay cookee sa mag boo bokkal ndey bay xam nga lan mooy affaire bi yéen xam nga ñun plateau télé yi plateau yi loolu moo baax ak ay jabar sax gis nga plateau yi ñu toog nii dafa nekk ay plateau yoo xam ne mais vraiment jasaaka yow vraiment booy yi réer non dama lay wax sunu booy yi bu ñu déglu lii booy yi xam lan la war a def booy yi nañuy cooki bi c'est bien parce que dañuy concurrencer dañ ci toll da leen cooki bu baax dañ ci toll waaw di nangonte ay xale ak yooyu yëpp c'est vrai boo leen demee ba am maturité après ngeen ànd vous êtes la c'est la famille yow looy digal booy Mame Goor loolu leen digal yow loolu leen di wax non bëri dañ cooki chaque jour ñoom ñi ci lañ dëkk ay cooki kat lañ waaw maa koy tontul cooki kat la day cooki waaw ñun moom suñu secteur moo gën a sadique moo gën a métti voilà mais parce que moo gën a expressif tamit quoi peut-être gars yi sax yenn saa yi ñu cooki ci suuf bu ñu toogee ci plateau rafetal et cetera mais ñun moom non yéen clash ngeen di def ñun dañuy freestyle jàkkaarloo biif sax am na ay songante xeex songante kurfaj man tey j'adore les rappeurs tey laa cool rek mais bon yow góor ma sa non attends il faut mu retaan am na man ko sa clientèle non bëri na mais dum si ñëw dama may doom nag non yii man dama la doon koj c'est-à-dire man lu gën a graaw mooy ndeysaan loo tax sama xel day dem si yàlla si buur ba am na benn jour ma génn gàllam rek jubal Top FM sorewuñu woon quoi benn rappeur moo doon wax ci man ma dem rek xam nga toog ci buntu bi dëkkaar rek bugg ne ko booy si moom yee ma gis Top FM la jëm de ñoo toogoon fii di déglu saa ngi wax ci moom te xam nga ko saa yi jóg rek daw ñëw fekk ma ne ma léegi mag na bàyyi say fu ñàkk fay di jógal ñu dem parce que man noonu laa doon def man dama la doon fekk ba sa buntu kër 7 heures du matin ma toog di la xaar nga génn ma ne la yaa wax li jaaraat nga jaar ci c'est parti mu may escanté wala ma escanté mais bon loolu yëfu dof la te duñ ko digal kenn quoi léegi on a grandi te xam nañ ne wax dëgg fa yàlla tempérament la yëfu dof la duñ ko digal kenn mais da nga wax lu important mooy solidarité man pour être honnête damay ne solidarité amul
pourquoi solidarité amul da ngay gis ci marché bu ñu nekkoon am na ñoo xam ne soirée yi ñoom la gën a touché ñoom la gën a yellool ñu ubbi ko jamono ji ñoom la gën a arrangé gisoo leen fa tu vois bu askan wi soxlaa doo leen gis et pourtant ñoom ñoo gën a am xam nga tey engagement dafa am solo parce que Mame Goor mi engagé auprès du président engagement la mais xam nga lan moo amul solo yow engagé woo ci dara su artistes yi soxlaa duñ la gis bu askan wi soxlaa duñ la gis yow lenn rek moo la amal solo mooy naka ngay amee sa xaalis sa intérêt di dem ñii ils ont mouillé le maillot xam nga man ànduma ak président mais nga àndax au moins benn parti di combattre pour benn vision c'est mouiller le maillot moo gën toog fii naan ay Cristiano moo mën Messi moo mën Cristiano et cetera xam nga borom kër gi xam nañu engagement am ci askan wi foofu lañ toll foofu lay waxee ne artistes yi amul solidarité ku ci nekk tant que yaa ngi buzz parce que da ngeen wax lu am solo depuis sax tant que yaa ngi buzz da ngay foog ne buzz boobu du jeex parce que appel yaa ngi ñëw cachet yaa ngi ñëw mais mon frère un jour viendra appel du ñëw cachet du ñëw te gis nga boobu boo construirewul lu parallèle boo amul staff bu baax organisation bu baax background bu baax pour mën a teg sa benn business mais ci ngay xamee ndekete musique parce que ñu bëri loolu mooy dal après xam nga fan la ñuy mujjee jël wut visa dem kaaw toog ba pare nekk ay aigri waaye xoolal lii daa araam am na ñu ma dégg sax ñu bàyyi ba pare naan wax lii daa araam ma ne ko saa waay daa doxatul ci yow bi mu doon dox ci yow waxoo dafa araam tu vois ce que je veux dire donc loolu tax quand tu parles de solidarité foofu laa koy waxee y a pas de solidarité ba pare manque de solidarité bi tamit mooy yéene artistes yi dañuy yéenelante wuñu seen biir bu la yàlla wërsëgalee nga commencé feeñ nga commencé au moins am dara xam nga lan la ñuy def dañuy lay jéem a jàppaat sa tànk pour xëccaat la pour nga wàccaat à leur niveau tu vois booy jéem a entreprendre di créer am na benn artiste maa ngi si doon warantaax moom benn jour parce que ñu ngi doon wax waaw Mame Goor dafa jot aide à la presse moom lan la def ci presse nana ni ma ne mais il a créé son site il a ses équipes ses caméramans et ses journalistes mu engagé leen Youssou Ndour n'est pas journaliste il a créé sa radio sa télé tey il engage des centaines et des centaines de Sénégalais ça il engage des centaines et des centaines de Sénégalais tout à fait n'importe qui tey mën nga créer site nga doxal ko nga teg ko ci yoon foofu la ñuy waxee même werante bi dem na ba atteindre ku mel ni Niang Xarañ Lo gars yi di kaas naan lu tax Niang Xarañ Lo ñu koy woo ci yenn organismes yu bag yi mën na la mais mon frère dafa créé dara Niang Xarañ Lo a 120 000 personnes qui regardent son Snapchat xam nga luy 120 000 personnes mooy nga diw stade Léopold Sédar Senghor ñaari yoon est-ce que leer nañu ne 120 000 personnes a ngi seetaan émission bi ni ñuy def le gars avec son téléphone il a 120 000 personnes xam nga nit tey sponsor suy ñëw ci yow day xool yow personnes yi ngay touché loo am ban classe d'âge parce que loolu yëpp c'est étude dafa am ay métiers yu bees ñu leen di wax ay influenceurs comme ay Doudou fait des vidéos ay Joe Ketchup yenn saa yi les gens crachent chez des gens là mais non seen téléphone la ñu créer business tey tu postes tey Doudou fait des vidéos 2 millions de personnes sur Instagram 2 millions de personnes est-ce que émission bi am na Facebook 2 millions de followers tey Abba No Stress 2 millions 400 000 personnes sur son Instagram Simon amu ko comprendre nga maintenant kooku avec adduna nu muy doxee y a des nouveaux métiers mooy influenceur kenn koy benn publicité da koy seet si léegi dama bëgg sama marque feeñ mu fay ko mu dugal ko ci Instagram am même bu ko 2 millions yi gisul genn wàll yi bu mu ko gisee rek le but mooy ñuy gis sa produit c'est les nouveaux métiers tey artiste boo xam ne loolu boo nekkee un artiste connu mën nga ko def mën nga ko def mooy nga nekk follower parce que tey gars yi ñu ngi fay énormément d'argent y a des gens yoo xam ne tey xam nga lan mooy seen métier toog di gérer ay page ba mu atteindre 300 000 personnes ñu jaay ko benn entreprise dëgg la c'est des nouveaux métiers ça existe man mii di wax ak yow nit def na loolu defar benn page ba mu am 300 000 ma jënd ko man si fay ko parce que c'est 300 000 qui vont s'intéresser à li ngay def man mii di wax ak yow te loolu moo ko jëndee léegi ma tagul 2 mois te dafa am c'est-à-dire c'est des nouveaux métiers yoo xam ne tey dafa am xaalis bu bari laa ko fay da ngay nekk ci am na ñoo xam ne dañ koy jàppee caaxaan nga nekk ci Facebook di caaxaan mais gis nga caaxaan boobu boo ci organiser
caaxaan boobu boo ci demee ba sérieux ci ba commencé am ay followers di poster ay images yoo xam ne ça intéresse les gens nit yi di la like mais artiste tey lan la soxla visibilité. Publiciste lan la soxla visibilité. Entreprise lan la soxla visibilité. Donc da ngay atteindre beneen level. Donc ñun foofu la ñuy waxee ne à un certain moment. il faut que artistes yi di bàyyi xel ne du musique kese. Tu peux faire autre chose tu peux être influenceur tu peux être levier de communication comme ni mu ko waxee leneen ak leneen te ñu bàyyi yenn haine leen tey parce que léegi dootul sax comme ni ko Mame Go waxee ay concurrence ah c'est haine la xam nga grand Gorgui Ndiaye day def soirée am feesal grand théâtre ñu ne waaye lébu yee ko sotal non dama lay wax mon frère du question de lébu ñoo ko sotal yow defal ba telle sorte que njaago yi sotal yow defal ba telle sorte de séeréer yi sotal yow defal de telle sorte que nga yegg niveau boobu noonu mais les gens crachent sur des détails yoo xam ne alors que le gars bi mu koy handal di ko hësal nekk ci suuf di ko toog ba yegg fi mu yegg yow nga bëgg a ñëw rek def benn jugement hâtif bu simple bu terre à terre non loolu tax may ne solidarité boobu amul suñu sànq maa ngi gis comme nit bu ne comme li dama koy dolli ci li mu wax nii rek gis nga tey ji da ngay gis tey lan moo xew léegi bu nit tëggee benn soirée ñu ne comme Gorgui Ndiaye def na grand théâtre nit ñi bu ñëwee xam la ñuy jëkk waaj am na nit dañ soxor am na nit est-ce que spectacle bi nice na est-ce que def na lii li ñuy njëkk a laaj mooy ndax am na nit ba pare tamit boo seetloo da ngay gis nit def concert mu am nit de gars yi dem xool fi chaise yi vide yi nekk ñuy filmer foofu pour wan ko nit ñi loolu lan nga ci jublu dañ waxante dëgg c'est de la méchanceté c'est grave la méchanceté gratuite man partie bi nga xamante ne nii bëgg naa ko wax mooy sànq xaw nga sànni xeer tuuti Diazaka bi ñu doon wax ci le président Macky Sall peut-être est-ce que dina ko bàyyi. yow luñ may toroxale rek ngay jëm émission kii ba bu ñu toogee ba léegi luñ may toroxale rek lay wër. xam nga lu ma neex ci wax gi. non bi mu fi nekkee ba léegi. non parce que saa ñu waxee dara ba romb ko mu wàññeekuwaat xool. loo xam ne war na mën a ñaaw ci man mu génn. waaw kenn du la ci toroxale. Ngor c'est parce que dafa am loo fàtte. xam nga bi ngay kiyanteeg man mi ngi ci el bi te moom ku may laal la bañ. waaw boobu la pare man kay damaa jaaxle sax dama ñëwee ba léegi daal mu ngi seetlu fuñ ma dóoree xeer rek mu ne foofu. loolu laa ne xool moom bàyyi moom en fait moom bàyyi moom a continuer balaa nga toj gémmiñ sax nga xam ne yow kay du ma la may foofu. waaw léegi wuy ma may dara man si sa leader laa jëm sànq yaa ngi koy junj naan ko ndax mairie boo bëgg a am ca Tëngéej dina sotti ndax ki nga xam ne moo di njiitu réew Macky Sall la ma bëgg bu sottee ville yi moom dina ko éliminer xam naa ne ci kontam la ndax loolu lu mu sàkku la mais tey dem na ba régime bi ay jëfin yi nga xamante ne nii dem ba dafay nuru daal dictature daal wala daal man ñun Macky Sall moo ñu moom te wax dëgg yàlla jógee gu fi xaymaaguñu en gros lu mu fi defagum bilan total gis nañ li récent mooy dem nañ ba di koy tuddee ay taleek ay yoon ak ay avenue ak ay lu nekk tey moo jël suñu avenue di ko tuddee ay ñoom Pierre waaw mais attends mais xoolal Sénégal mais attends mais président bu ñu jaar war nañ ko mën a tuddee benn rue waay mais Diazaka Sénégalais yi nag lu ma lu mais Macky Sall kay war na am Sénégal Abdoulaye Wade war na am protocole bi voudrait que si moom même tuuti rek ma yeggale ak moom si moom même tuuti rek ma yeggale moom Macky Sall mooy président war nañ ko mën a tuddee ay rue waaw oui ma xel mu rafet non mais xel mu rafet may na war nañ ko mën a tuddee ay rue war nañu ko tuddee waaw léegi doo ma may ma déglu dama déglu Macky Sall mais am na ñoo xam ne ñi ñoom ñoo ko war a jiitu waaw dama ni c'est normal waaw na fi mu toll nii fi mu toll nii moom mooy président de la république. mais même loolu moo koy jox air dama ni mën na ko def comme mën nañ ko defal Senghor tuddee nañ ko fi ay affaire. non du benn def na magistère am ba jeex. non dama ni di tey laisse-moi nañu bàyyi ba nit dee ñu koy door a tuddee dara. gis na fii la fi Pa du Ndiaye Rose waxoon ni bàyyi leen ba nit ñi dee ngeen leen di tuddee benn affaire amul sens. yaa ngi jaxase affaire nit buy dund. Macky Sall dañ koy tuddee rue. c'est le président de tous les Sénégalais. au moins nañu bàyyi muraay bi kon nga dem Arabie Saoudite foofu noonu si gars yi foofu ñu dem. nañu bàyyi ba mu pare. rue Macky bàyyi ba mu pare ci. rue Macky lui est-ce que waaw mais là rue Macky. waa léegi lan rue Macky. doo wax léegi rue Macky. mais doo ñu may ñu. mais la question lii lan la waaw yow kii yow bu la ñu solo waaye rue Macky moom rue Macky. mais question bi destiné wu la Macky Sall lañ tuddee rue yi. question bi destiné wu la c'est pour ay Jean Paul ak ay ñoo xam ni tekkiwuñ dara xamuñu leen dañoo judd fekk ay Pompidou ay ñooñu. question bi du pour yow comme Mbaye Peex. mais grand. question Mbaye Peex war naa Mame Ngor question bi du pour yow.
mais léegi may ma kii ko may ma xam naa fi ngay demee mais man benn problème laa am le seul problème bi ma am mooy tey Saint-Louis xam nga tamit venant par exemple Mame Goor nekkoon maire décidé tour de fenn ci Tëngéej Macky moo gën a rafet que yow tey sa goro nga nekk maire parce que tey Saint-Louis dafa am histoire xam nga histoire u Saint-Louis tey ak Mame Borom Touba may ma Mame Borom Touba lu mu symboliser et defee ko Saint-Louis xam nga du ñaari rakk yi kese de y a énormément d'autres choses mu defee ko Saint-Louis tey place Faidherbe boobu nekk Saint-Louis mënoon nañ ko tuddee Mame Borom Touba xam nga rue boobu noonu ci Mame Borom Touba la gën a yelloon ma wax tamit beneen affaire au-delà de loolu. mooy tey nag Baye Fall la ba ay rue Sëñ Touba yooyu damay gën a kontaan. mais looloo tax ma ne dañuy d'accord Sëñ Touba mën na am mais rue mais looloo tax ma ne dañuy d'accord parce que rue Macky mën na am parce que lu tax rue Sëñ Touba mën na am mais rue Macky dañu Simon vrai trial la kii doorkat la non parce que xam nga tey on parle de ñaari rakk on parle de Simon trial la on parle de wuyu ji bi nga xam ne on parle de wuyu ji bi nga xam ne opposant la Mame Borom Touba dafa dem wuyu opposant la waaw léegi bàyyi l'opposant bi mu wax opposant la dafa dem muus mu ne Sëñ Touba xam nga mu ne Sëñ Touba xam nga Baye Fall la dafay daanu dafa toj kaas yi fii mais parce que xam nga lu tax moo gën a lool tey y a des braques y a des braques qui se sont battus pour ce pays là xam nga contre Faidherbe ci zone boobu noonu tey ay Ndate Yàlla Mbodj bien avant Talatay Nder ay Jëmbët Mbodj des histoires qu'on ne parle pas man sama ancêtre foofu la soxee ko sama côté yaay ñu koy wax Jogomaay ma jaw xoor gis nga ñooñu ceddo la woon de ceddo la woon mais lu ñu xeex ak tubaab bi pour di xam nga ceddo la woon de non xam nga ceddo mais xam nga ceddo non man ceddo bu doublement sax parce que xam nga man côté Mankagne Casamance ak côté non xam nga man côté Mankagne ak côté Jogomaay ma jaw xoor moo xumb ba mënatuma toog fee man doublement ceddo la mais dama ne ñooñu Jogomaay ma jaw xoor ñooñu lu ñu xeex ak yenn braque yi lu ñu xeex pour dignité nit ku ñuul ci zone boobu noonu yëpp je me dis ñooñu ñoo gën a yelloon bien avant suñu ay président parce que bien avant suñu ay président ñooñu ñoo doon jàkkaarloo ak Faidherbe naan ko hey du fii xam nga ay Sidiya Diop doomu Ndate Yàlla Mbodj nga xam ne tey dañ ko trahir sax l'histoire ne parle vraiment pas wuli ñaani ngoy yee nguy buri joo wuli gay naa ngoyo yee wàllu Mbodj yàgg naa am jàmbaar boy doo joxe ñaari junni ñu wala gay naa ko daal ñu ne ko duma ca ndaam waaw rappeur dañ nay de fas bu dee dafa yëndoo daaw nit ku ñuul mbaa xam nga li nga doon loolu may ko tuuti ñu rek loolu Simon dem ba weesu naa am jox waaye lu ma ta fàttaliku la ndax ëllëg dafay ñëw wala doon jàmbaar non rappeur yi kondaama rappeur yi wala ba nekku leen tool li ma wéji jàmbatul léeg-léeg non oui ma parce que Sénégal xaalis indiwuma fi mais oui ma dafa benn affaire mais parce que Sénégal lii la xam parce que tu vois xam nga tey li mu fent ni je suis désolé mais boo newoon Macky Sall amul lu muy fent ci Macky Sall amul lu muy fent ci ay maamam sax non nañu waxante dëgg kii ndaanaan la waxante dëgg saay xoolal ndaanaan nga mën nga yow fental yow maamu Macky Sall xamoo ko sax kii mën na ko xamoo ko sax fentalal Macky Saudiyaadi kam yeeto yaaden Macky Sall mbede sal na njoolam balejo u jambaxarambol non lii c'est la culture alpulaar waaw loma ko ten non lii culture alpulaar la yow tuloo fi lii c'est pour rendre hommage à mais il faut ñu bàyyi ma yegg ma daaneel Simon day ruube non du xoolal gi xaalis indi loo fi mais lii gars yi kontaan da ngaa yuuxu gars yi kontaan mais dama bëgg a wax ko tuuti rek Simon dafa am loo xamante ni lu ma yàgg a jàpp sama xol la ci yow te xamuloo ko mooy man dama juddoo ci benn dëkk boo xamante bu ñu naan Rufisque boo xamante ni lépp lu ñu mës di jël yaa ngi ataay lu garaaw bu dee ay ndogal la salle de fête lañ ko jëlee ci loo xamante ni
luy avancer le Sénégal. dëgg la. muy une très grande ville. dëgg la. moo tax. Et l'histoire doit rendre hommage à Mbaye Jacques Diop aussi. Très bien À tous les porteurs de pancartes au moment de l'indépendance. Très bien ñoom Cora Fall. moo tax je te respecte beaucoup tey daal tey laa la koy wax. parce que dama gis taxawaay bi. nee naa la barki dem maa ngi gis ci benn télé. te ñu Rufisque dañuy bañ. te gis nga tey fi nga indi débat bi foofu la. lii mooy culture loolu mooy Sénégal. moom laa la waxoon sànq. ne leen la culture est au début à la fin de tout développement. tey gis nga bañ boobu ngay bañ tey jii. tey mooy bañu ndeke yàlla bi. mooy bañu njëmbëj mbooj moo waral talaatay ndeer. bi waa ndeer yëpp booloo ci benn néeg taal seen bopp. ngir lan bañ rek ñeneen ñëw tëddee leen ñoom. parce que bu subaa histoire dafay ñaaw. ñu taal seen bopp. donc loolu Sénégal waruñu ko yàq. te ruy talaatay ndeer amul de. barke Seydina Mohamed d'accord naa ci loolu. te ñooñu moor yi imaginel moor yi ñëw. di la bëgg a sàkku nga te ñaar ñoo ci rëcc jëmbët mbooj ndate yàlla mbooj mu ñu nekk reine du Waalo xam nga tey ñooñu seen histoire Saint-Louis balaa nga koy tuddee benn président je suis pas encore une fois contre que ñu tuddee président Macky Sall parce que tey kaay ma wax la loo xam ne tey du dama contre Macky Sall parce que quoi qu'on dise c'est l'un des premiers présidents yi nga xam ne fii la defee cursus am jàngee fii xam nga say parents nekkoon ci vraiment du bas peuple yow nga ñafe tey ba dem nekk président du Sénégal tu as un truc soxoruñu quoi honnêtement luñ ko contrer rek mooy le fait que démocratie bi tëj bi tijji bi tey ñu dem ba tey des grandes villes Rufisque a représenté énormément de choses mu ngi wax waxu salle des fêtes tey parce que politiquement peut-être yaa ngi gis ça peut tomber aux mains de l'opposition ça peut tomber tey Dakar quoi qu'on dise Dakar on sait que ne bu ñu dindee ville Dakar même si Khalifa Sall n'est pas réhabilité pour mu mën a présenter wu on sait que Barthélémy Diaz est en train de prendre de la force mu ngi màgg politiquement ànduma moom nag mais juste lu ñuy gis donc je ferme Dakar prétextant fermer Dakar je supprime aussi Rufisque te bu supprimer Rufisque grand bi du nekk maire. waaw non dama lay expliquer. donc grand bi dafa war a soog a Macky Sall sax parce que maire mu bëgg a nekk Macky Sall mooy bëgg a yàqal te grand man dama bëgg nga nekk maire. non dama lay man te xoolal. gis nga loolu boo xeexul Macky Sall ci ville am bii nii. mu bëgg a supprimer grand doo nekk maire. dama lay mais xam nga fan laa doon bëgg a ñëw sax maam xam nga fu mu doon bëgg a ñëw. mooy tey dëkk bi nga bëgg a nekk maire. dañ ko seetaan. dañ ko seetaan parce que na mu war a mel. melu ko. maire bii du moom moo koy def. dëgg la. gouvernement moo ko mën a def. dëgg la. tey Rufisque fekk. te jàppale wuñ ko. dafa war a bokk ci ville yi nga xamante ni. te Rufisque ça c'est une ville culturelle. culturelle ba pare moo gën a yomb a defar ci lépp. xam nga nan lañ ko tuddee woon. la rivière fraîche. ku bëgg a gis lu rafet Rufisque nga daan ñëw. mais tey jii ñoom ci seen bopp dañu seetaan. donc bu ñu jëmee tey ci ay supprimer ville. bàyyi ñu bokk ko xaj mu nekk maire. waaw léegi c'est compliqué. Simon comme ni léegi dañ doon kaf quoi. mais sortie bi ma oui njëkk a def. waaw ñooy waaj a jël seen bagage pour jógee ci kër gi. dañoo bëgg ñu terminer en beauté. ak Gorgui Ndiaye ñu yëkkati mu neex. xaaral Omar Gueye. waaw man maa ko njëkk a contré. Charles may ko Charles. moom moo woon dëkk si département de Rufisque sax. ñu koy utiliser pour dindi une ville comme Rufisque. mais Rufisque parce que tamit grand Rufisque prétexte la. Simon may leen temps bi jeex na Pikine ci la bokk. Thiès ci la bokk. Thiès Dakar pour man ay prétexte parce que dafa am ay régions yu intéressé gars laa bëgg yow tamit nag gars yi nag doo supprimer bi. doo la ñu Dakar yéen a fi woo. non ñun suñ kër gi dafa am dama lay ñaan 30 secondes Simon dafa am s'il lu te plaît. artistes yi doon xeex te je crois que tey moo tax ñu ñëw toog fii et ñun ñëpp on est en phase malgré que peut-être bokkuñu gis-gis xëy na man am na ay débordements yu may def yu dul le neex message a été bien reçu. mais non il y a une chose Oui. dañu def benn sitting au lendemain du sitting le ministre a reçu des acteurs culturels Tout à fait. mu décidé ne mu ne leen président indil na leen bonne nouvelle bonne nouvelle bi mooy 2 milliards 500 millions la leen président décidé jox pour dimbali secteur bi am nañu ko soxla dañuy rafetlu parce que lu jugee ci état du may c'est un droit parce que tey artistes yi dañuy dugg boutique di jënd allumette di jënd saaku ceeb di fay courant ñuy prélever ay taxes di ko dugal ci keesu état ci taxes yooyu la ñuy jël décider soutenir artistes yi d'accord D'accord. mais loolu taxul jóg artistes yi
bëggul état di tibb ci kees di ko jox li mu bëgg mooy ñu ouvrir les lieux de diffusion de spectacle pour ñuy liggéey dignement ñu delloo seen dignité parce que man pour man dafa mel ni gars yi lu ñuy marché nii wala lu ñuy kaas nii xaalis la ñu soxla maa ngi koy wax sànq fonds de développement des cultures urbaines su ma mënee may rek fonds de développement maa ngi koy wax sànq ci sama allocution dafa am lu ñuy wax fonds de développement des cultures urbaines man milieu bi ma nekk hip hop bi dafa am fonds boo xam ne 300 millions la xaw ma 500 millions yoo xam ne dañ ko jagleel hip hopeurs yi rappeurs yi ak sama corporation bokkuma laaluma ci demandé wu ma aide parce que alhamdulilah am na feneen foo xam ne ñu ngi suturloo moo amoon aide Covid laaluma demandé wu ma am na feneen fu ñuy suturloo man ak sama yeneen morom mais n'empêche que ça a fait énormément de bien ci secteur bi ma nekk parce que tey ay maison des cultures urbaines Matam a ngi am ay maison des cultures urbaines Rosso ay Ramsfest Sédhiou yi nga xam ne mosul am ay festival Sédhiou mu ngi am ay Casa culture urbaine Ziguinchor ay Kédougou mu ngi commencé am sama festival bi chaque année ay festival Rufisque ay et cetera donc ñu ngi rafetlu loolu mais taxuñoo jóg taxuñoo toog def sitting taxuñoo ñaxtu et li grand yi wax fii tamit mooy nañu delloo la dignité aux artistes ñu ubbi lieu de spectacle yi et permettre tamit sécurité bi xam nga sànq maa ngi lim ñi doon jaay bâche ak mais sécurité bi tamit dañuy ñoom c'est important ñu leen di bàyyi xel ce n'est pas que les musiciens et les fecckat ce n'est pas pour affaire de caaxaan pour affaire de métier la nañu delloo la dignité aux artistes. merci beaucoup merci léegi attends avant ba Mame Ngor yow. ñu yëkkati ñu tëj émission la lu xew sama sañse bi doon mais yow waxoo ma ki la sañse de. Mohamed Liberté 6. Mohamed mu ngi fii romp. ba léegi dafay Mame Ngor Mohamed Liberté 6 moo génn fii macha allah di ko gërëm bu baax a baax. Mohamed Liberté 6 moo génn fii ci kër Sidi. yow parce que defoo ay cheveux naturels ak ñoom seen yaa ngi kaala. Non du tout. yow man maa ngi doon wax ne Mame Ngor mooy sama noon mais yow yaay sama noon. doyagul oui ma yëkkatil en beauté. mais léegi dama bëgg si moom mu defal ma benn texte rek bu ko neex. waaw na fa ci waaw mais tey mu neex bu la neex rek bu la neex. jox ma piis ma ñawlu taamu ci bu weex ma flottel ko mu fës jàmm rek a neex weex couleur u paix dox ci ay pas bul xaar ba bi jaaw léegi la sigilal pas Sénégal a ngi xol yi warul ñagas bul fàq kaa ñu waxtaan firil kanam di nga fas yaa sol lu rafet romba malal ala accu amul bàyyi jàmm rek a xalaal loo mënul xeex ak say bras utiliser la ca des déggal Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bu ñu xiiroo bu ñu ŋaayoo ñoo bokk ndey ñoo bokk baay xam nga Simone mu mel tey ji neex na ma Mame Ngor ja saax ñoo bokk tënk géej ci bokk ndey bokk baay bu ñu xiiroo bu ñu ŋaayoo Simone ñëwal dama ni bu ma ñëwee fekk fi suma grand lan laay wax non je suis sauvé je suis protégé dëgg la voilà ay fausse mort rek maa ngi xeex nga gaañ ko Merci.